di askanub Sénégal tey nag ñu fas yéene waxtaanee ci point yu bëri atum 2017 nag gis nañ ci loo xamante ne moom moo ci ëppoon c'est des remous judiciaires ci ponk yooyu la ñuy tombalee sax ak ki nga xamante ne moo di le président directeur général du groupe Walfadjri waaye ni ma ko waxee du ma ci wéet ndax maa ngi ci feggoo ak Papa Ndiaye mi fare ci Walf Quotidien ak Moustapha Diop qui est et de la radio Walfadjri ñu ñëw ci point yooyu Tafa ak Papa Ndiaye ni ma ko waxee li ëpp ci atum 2017 ñu war ko gën a mën a fësal moo di wàllu justice bi nga xamante ne amoon na ci doole bu rëy suñu gisee procès Khalifa Sall ñu reporté ko muy benn engrenage judiciaire boo xamante ne dugg nañ ci affaire Imam Ndao également ci fin d'année bi mu suscité waat beaucoup d'inquiétude et de questionnement tey ci point yooyu ñu war ci taxaw seetlu tuuti avant ñuy évoquer yeneen point. ñu ngi ñuy bàyyi xel di souhaiter bonne année à tous les Sénégalais à toutes les Sénégalaises di amaan mbégte rek di jàkkaarloowaat ak askan wi ngir jàngat ak ñoom li nga xamante ni moom mooy mbooleem li nga xamante ni xew na fii ci at bi nga xam ni moom la ñu génn. Alors comme ni nga ko waxee léegi 2017 a été une année judiciaire mouvementée ndaxte gis nañ ni lu bëree bëri xew na fi Khalifa Sall jàpp nañ ko fi mars 2017. ñu dem ba dernier mois bi décembre ci la procès bi ubbeeko waaye également li nga xamante ni moom mooy ouverture des procès présumés terroristes yi nga xam ne pour la première fois Sénégal organisé spécial jagleel ko ñi nga xamante ni ñoom la ñuy jiiñ ci wàllum terrorisme loolu tamit nekk na loo xamante ne lu ñu nemmeeku la ci année 2017 bi am na ay verdict yu retentissant yoo xam ne justice sénégalaise génnee nañ ko dans l'affaire Luc Nicolaï ak tamit ci yeneen dossiers yu bëree bëri yoo xamante ne nemmeeku nañ ko fii ay ñoom Kémi Séba ak dans l'affaire Abdoul Mbaye également affaire Barthélémy Dias ak tamit yeneen ak yeneen ku wax 2017 également di nga wax li nga xamante ni moom mooy dérive yu bëri yi nga xam ne seetlu nañ ko ci réseaux sociaux yi ce qui a conduit à l'arrestation de 68 personnes de janvier à décembre 2017 donc 2017 mu nekkoon une année mouvementée kon tey jii nii man li may njëkk a laaj mooy bu ma loolu doon laaj le fait judiciaire de l'année bi nga xam ni gën na la marqué ci at bi ban dossier ngay évoqué wala boog ban affaire wala boog sax ban fait. waaw su ma doon évoqué le fait judiciaire bi ma gën a marqué ci année bi maa ngi koy xool sur le plan international ndax Al-Quds c'est un fait judiciaire c'est en 1847 ci la nation wate benn loi 181 pour considérer Al-Quds comme benn coin à part boo xam ne diine yépp a ko bokk kon gestion internationale rek la war a am ndax ci Al-Quds ca place booba fa la le mur de lamentation nekk juif yi war fa nekk dellu fa ndax mooy seen place su ñaan ak seen place su delluwaay waaye foofu itam fa la chemin de croix nekk catholique yi war faa dellu muy seen place su référence waaye jullit yi itam premier oratoire sacré du troisième lieu saint di Al-Quds fa la nekk ñetti place ñett yooyu nag nekk ci benn périmètre Nations Unies bi ñu dajee ne foofu moom il n'est pas question donc di ko jox kenn mu koy gérer Israël def occupation la colonisation la noonu la ko considéré woon depuis 1947 léegi nag foofu politique boobu dafa am politique de fait accompli puisque en 1897 ci la Théodore Herzl dajale woon ci Bâle en Suisse benn daje bu mu waxoon ne yéen juif yi maa ngi leen defal benn état da ngeen ci xam dara dans 50 ans mooy 47 boobu Nations Unies ñëw war leen a créer état ba pare nag waaye tegoon Al-Quds à part ci biir loolu nag mënoon naa jël yi ci xew ci diggante bi yëpp ci en 1916 bi nga xamee ne li ñuy wax Sykes-Picot Mr Picot ak monsieur Picot ak Mr Sykes kii di anglais kii di français ci lañ daje pour séddaale ci Israël mi nga xam ne nekku fa bokku ci loola nag mooy dem ba may leen ñu mën a nekk di yàq di toj daf lañ defoon ca Deir Yassin lu yàgg loolu nag
biñ toogee ba 1900 damay sote yi ci des yëpp puisque danaa ci def benn waxtaan wu yaatu samedi bi ñëw ca Oustaz Adi journée Palestine avec des détails des années et tout ça waaye bi nga waxee fait judiciaire rek moo wax la ne la sur le plan international bi mujj 1995 ci la le président américain Bill Clinton jëlee woon décret pour ne nag léegi ñoom danañu reconnaître Jérusalem ne mooy capitale Israël en même temps danañ fa yóbbu seen ambassade def ko promesse électorale bi mu ñëwee ba toog te jëloon na décret bi mu koy pousse nag par 6 mois su 6 mois yi jeexee amaat na moyen pour prolonger ba nu mu jeexalee George Bush ñëw def noonu 5 ans yëpp te promesse la woon ci jamonoom ba na fa jógee noonu itam Obama bi mu ñëwee il a fait la même chose kon Trump bi ñu bëri defee ne moom moo defee fii defu ko dafa ñëw rek moom yegsi ci beneen phase lañ doon diggee bu yàgg ba tey léegi na nga ko jël foofu nag li tax mu graaw mooy dafa am lu ñuy wax le droit international am lu ñuy wax le droit coutumier loolu nag le droit international coutumier boobu nag ci la ñuy jaaree yu bëri yoo xam ne dañ ko bëgg a def rek benn fait accompli nit ñi miin ko yàgg ci ñu daal di wax ne ça y est lii kon lii jur na ko parce que droit soo xoolee source am à part accord yi nga xam ne dañ ko war a def entre pays yi nga xam ne moom moo am priorité bi ci topp mooy le droit international coutumier en deuxième kon dafa fort lool ci droit te nag soo ko xoolee du jur dara lu mooy le fait accompli loolu ñu jël nag ci al-Quds ak le Quds mun a jur nga xam ne tenté nañ ko dans l'histoire avec les croisés ñu ñëw yëkkati ay croix dajale waa Europe ne leen nañ leen dem foofu la suñ diine taxaw fi ak jotuñ ko xale yeeg yëpp comme li ñuy wax terrorisme boobu loolu moo xewoon ñu dem rey arab yi rey kuñ gis rek rey la nangu ko Saladin ñëw génne kon loolu nga xam ne amoon na nga xam ne dafa fort trop ku ko jël itam du rees suñ toogaatee ba jamono ji ñu defee ne c'est parce que le monde musulman est faible puisque il y a am na nangam ak nangam que mun nañoo créer kon ñu ngi créer ci antécédent bu mag a mag a mag a mag pour l'histoire et pour le droit surtout donc en quelque ci résumé bu métti puisque comme ni ma waxee pour nga tàllal ko wane bu ci nekk le pourquoi wane loi yi ci nekk ñu ñëw ci la déclaration bi nga xam ne itam moom la Palestine defoon en 88 pour wax ne Jérusalem boobu ñoom itam mooy seen capitale te daf koy des boo jëlee yooyu yëpp ak enjeu bi daf lay yóbbu feneen waaye nag ci année bii daal ci la le président américain Trump ci le 6 octobre passé kon suñ mënee waxee de la promesse de Balfour mooy le ministre des affaires étrangères déedéet bu Grande-Bretagne en 1917 moom moo diggee woon Israël depuis booba ba yegg si nag ci Trump mi nga xam ne promesse boobu moom mu ñëwaat def ko ci turu États-Unis bugg koo doxal kon am na benn antécédent bu grave ci wàllu droit international. alors dinañ duggaat léegi xam naa si bu ko aw permettre Serigne Pape Ndiaye di wax mais puisque tijji nga brèche rek ci international nañ ci dem ba jeex buñ desee ci problème mu baytul maqdis boobu réaction état musulman yi mooy Arabie Saoudite dafa xaw a timooree yëngatuwu ci Recep Tayyip Erdogan bu Turquie moo ci jóg commencé wax woote sommet wu OCI njiitu réew yu bari demoon nañ suñ président bi moom bokk ca woon. après ñu def résolution Nations Unies am ñu ne Yémen ak Turquie moo ko porté am ñu ne Sénégal ak Turquie moo ko porté en tout cas Sénégal bokk na ci ñi bañ li Trump def nan nga ñuy mën a jàngale réaction wu état musulman yi ku ci nekk ak na nga defee. waaw l'islam daf ci reculer bu métti ndax au début d'accordoon mooy jihad nag damay fàttali fii ne du l'islam rek moo ko amee soo demee chez le juif Armageddon lañ amee nga xam ne dañoo jàpp ne war nañoo xeex pour jot al-Quds pour jot Israël te buñ ko jotee ci le messie ñoom bi ñuy xaar di door a wàcc
te saa ñu jot ko duñ ilif àddina bi di ci xeex ci lañ ñëwoon ci Deir Yaasin ci lañ defoon ko donc li ñu wax jihaad l'islam moo yëkkati jihaad waaye ñi ci des itam am na buñ amee chrétiens yi bi ñu amee mooy croisade te yëkkati nañ ko te mooy yëkkati ay croix di xeex te croix bi tax nga xam ne loolu moo lay yóbbu aljanna moo lay defal sa àddina moo lay defal sa àllaaxira jullit yi itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo leen santoon ne leen baytul maqdis boobu na ngeen taxaw di ay sentinelle pour ngeen sàmm ko wax ci ay wax yu bëri yoo xam ne mi ngi fi kon jihad boobu la jullit yi jëloon pays musulman yi jëloon ko ne moom mooy nekk voie bi depuis 48 yiñ daan jël ci turi yëpp ci turi jihad fii ci Dakar nag fii lañu rendee baatu jihad lu tax bi ñu dajee en 91 ci sommet OCI ci la ñëw daal di ne jihad dafa am connotation diine te waxuñ ñi ci seen jihad xamuñ ne ñi ci xam nañ ne ñi ci des itam ña ngay xeex xam nañ ne le problème il est religieux duwul un problème laïque duwul un problème de droit puisque tey la Israël di def ak fam teg ak la tax al-Quds boobu mu tax ko jóg ak yeneen i dëkk diine ko tax a jóg waaye jël suuf taxu ko koo jël li tax mu ñëw war a toj baytul maqdis pour taxawal seen temple boobu xam nañ ne diine tax waaye fii ci Dakar fii lañ ko daganelee dindi ko dindi itam nga xam ne moo jur loolu égal nu mu tëddee discrimination comme niñ ko nangulee ci Afrique du Sud fii ci Dakar ci lañ ko dindee ñaar yooyu ci sommet boobu maa ngi woon ca science bi nga xam ne ci lañ ko doon defee nga xam ne c'était en huis clos man ak Abdourahmane Camara keroog ci ñu ko fekkee lañ ñoom Yaasir ci la Yaasir Arafat gedd ne moom lii du ko fekke kon mbokkam yi desoon te jihaad taxoon donc recul boobu nag déparé foofu depuis que mooy ñëw waxtu nekk mu am forme bu mu jël mujj gi itam mësuñ di wax ne Jérusalem dañ koy xaaj ñaar dafay am lu ñuy wax Cisjordanie ak bu est bi Jérusalem est waaw Jérusalem est la leen nekk arabe lii nekk juif mësuñ koo wax 67 guerre ba amoon nga xam ne ci lañ occupé partie est bi la Israël bëgg a naax saale wane ne moom occupé na ko jël na ko foofu moo ko moom léegi nag loolu lañ bëgg a daganal mun ngaa jël loi yeeg seen sew-sew beeg nuñ ciy monté pays musulman yi nag di gën di reculer léegi Erdogan bi nga wax ak yëpp li muy wax mooy Jérusalem est na nekk capitalu Palestine waaye waxaalewul beneen bi or loolu amu ci mos ta nekk position islam mos ta nekk position puisque mu war koo garder mooy daf koo garder dans le passé juif yi di ñëw di fa doxal seen culte te mosuñ koo manqué chrétiens yi di fa ñëw te kenn mos ta toj seeni temple wala seeni église jullit yeeg chrétiens yeeg juif yi yëpp di fa dëkk jullit yi amee ko amee bu rafet mosuñoo xatal kenn wala ñuy génne kenn donc ñooñu mérite moo war a tax tey ñu war koo amee moo tax ñu continuer di réclamer loo xam ne ñoo ko mos di gérer te kenn mosu cee ñàkk sa cër kon loolu nag su xaaj ko ñaari xaaj loolu nag ci la ñuy dem ci position yi ngay wax politique léeg-léeg ñu waxaale morceau bi su ko defee évolution bi puisque dafa nekk une patate chaude moo tax ma ne la soo koy remonté alquran daf ko wax ci suratul isra nee na dana am ci ñaari temps dañ mos a njëkk a ñëw ñoom juif yi te mooy le tour de Babel jéem faa yàq taxawal fa waaye dana am ñu leen génn mooy les titans ya leen génne mu ne danañ del si waat plus tard ci fin des temps buñ ñëwee nag danañ amee doole danañ amee ay doom danañ fa yàq danañ fa def nangam waaye itam dana am lu leen fa génne alquran daf ko prévoir ci suratul Isra. d'accord ñu wax ne am na Trump état yu mu menacé ne su fekkee ne voté nañu résolution boobu ma doon tudd sànq leen Amérique daan jox danañ ko wàññi waaye tamit position Arabie Saoudite étonné ñu bari parce que ñu bari nee nañ Arabie Saoudite dafa mel ne Israël la gën a jege que leneen. waaw xam nga Moyen-Orient dafa yegg ci foo xam ne dafa tëb rek tàqale leen ba nga xam ne seen problème
entre pays musulmans dafa yeggaat ni seen problème ak Israël loola nag lu ñu créé la waaye nag loo ci mun c'est une réalité du terrain puisque diggante Iran tey ak Arabie Saoudite yegg na ci foo xam ne Arabie Saoudite nee na Iran ci sama kaw la jëm ndax mi ngi Yémen moo ànd ak waa Houthi yi mi ngi ca Irak def na lam def ca Liban te itam mboolem yi muy wax di ko woote mooy ne ñun tekkiwuñ dara kon position boobu mu jël moom dafa jàpp ne Iran pour moom danger la plus que Israël wala autant que Israël moo tax moom position sur le plan politique au lieu léegi priorité bi war a nekk nañ leen ànd xeexi ak Israël mooy nañ leen ànd xeexi Israël priorité bi mais man tam loolu nag mooy crise bu métti bi dugg monde islamique yëpp tey la dalee ca Jakarta ba yegg si fii ci Dakar soo demee problème yooyu soo ko jëloon diggante réew yi soo ñu indi woon le dossier Égypte nga indi le dossier même turc moom itam digganteem histoire am puisque y a l'état ousmanite bi nga xam ne dafa ñëwoon coloniser woon le monde arabe avec le système des pachas bëree ci jaxasoo ba tax la nga xam ne moo waroon a nekk seen combat actuellement dañ koo bàyyandoor y compris nag Arabie Saoudite soo ko ca tegee y compris turc bi nga xam ne mi ngi teg yu rëy ci kaw waaye nag li muy teg recul a ngi ci par rapport ak li nga xam ne moom la julli doon laaj. mu mel ne position wu Sénégal aussi position bu ñu mën a rafetlu la. opposé wu ci américains yi ci dossier bu mel noonu. du question yi opposition c'est-à-dire jafe loolu moo tax ma ne la fi ma koy mën a tojee. mooy fu mel ni suñ demee samedi. ba ñu incha allah ci journée ba ñu defal Quds yëf yi foog nga jël le droit international foog nga jël l'histoire ci boppam introgé ko foog nga def. li nga xam ne moo nekk ci gannaaw li xew fa ñuy déggoo Sénégal position boobu rek la mën a jouer ndax moom lañ dénk lu mel ni comité bi nga xam ne moo am al-Quds kon toujours waxtu wuy ñëw dafa am fuñ ko positionné place boobu mënu ko wàcc kon bu ñëwee carte boobu rek donc liñ ci mën a wax daal pour le moment mooy ne sur le plan droit international il y a un recul et il y a un danger qui guette le monde entier pour ce point te fi mu la ko nar a jógee mooy problème mu droit surtout l'article 181 bi nga xam ne résolution yi Nations Unies la woon ñu nar koo teg de côté pour mun a créer si nag benn fait accompli kooku mooy li mu koy tënkee. Voilà pour énoncer woon droit international boobu j'espère que na ko ba mu permettre ñu am benn soubassement pour mën a agsi ci li nga xamante ne moom moo di la justice nationale la justice au Sénégal comme Pape l'a soulevé tout à l'heure mooy li nga xamante ne tey jii mënuñu ko occulter ci problème yi nga xamante ne mi ngi fi am li muy posé lu ci ëpp nag mooy l'indépendance de la magistrature muy benn point séparation des pouvoirs entre le judiciaire et l'exécutif ndax dina mën a am ndax c'est les mêmes acteurs là tey ñoom c'est ce fait là mu nekk fait bu rare pas pour accès si question bi nga xamante ne soulevé absolument je pense que IMS seen daje bi ñu dajee fan yii tudd nañ ay points yu am solo te mooy problème mu indépendance boobu ku mel ni Pape Ali Ndaw nga xam ne moom la ñu dénkoon CREI yi su demee ba di leen tam ndëmm ne leen mënatuñoo liggéey à cause de l'exécutif la séparation des pouvoirs amul nga xam ne teg nañ ko ci façon buñ ko mës a tegee bu njëkk dañ daan wax ne l'exécutif dafa daan yóbbuwaale rek le judiciaire lu mu def baax na soo defee la neen mun na laa affecté mun na laa xañ di moom moo lay jox moo lay xañ léegi nag ni ko Pape Ali Ndaw posé ni ko IMS posé niñ demee ñoom ñëpp ba d'accord ne problème bi séparation des pouvoirs rek la liberté bu justice mu mun a jàpp mun a topp loolu rek moo mun a defar mbir mi je pense que point boobu posé nañ ko diggante nag posé ko ak doxal ko il y a
à manger et à boire. Est-ce que lu bees la parce que bu ku mel ne Alioune Ndao procureur spécial auprès de la CREI demee ba ne yenn saa yi ñu woo magistrat téléphone yenn saa yi ñu envoyé SMS téléphone jox koy instruction est-ce que lu bees la lu am ci régime bi wala lu yàgg am la ñu seetaan ko. mosu fee jógee depuis toujours chef moo ilif assemblée bi légiféré moo président ba gis nañ ni mu koy defee ak ni muy wone ay gaayam ne diw ngeen fii teg moo ilif justice à travers d'abord le ministre de la justice bi nga xam ne ci gouvernement bi la bokk te mooy seen patron ñu door a wax nag entre les magistrats assis nga door a ñëw ci les magistrats debout puisque yooyu yëpp daf ci am biñ doon wax ne ñoom am nañ seen indépendance mooy les magistrats debout ba yëpp itam koo xam ne mun na laa affecté mun na laa yóbbu ci foo xam ne dootoo def dara dañ lay jox ab bureau rek nga xëy di gontu dootoo liggéey ak yu bëree bëri dafay daal di tax ba indépendance boobu naka jekk mi ngi ci xolu képp ku def droit képp ku dem ba nekk magistrat indépendance boobu mi ngi seen xol bugg nañ ko waaye nag entre bugg ko ak mun ko foofu la problème bi posé wu mosu fee jógee ci temps Senghor procès yi politique su ma ko tënkaloon daal ci benn baat li kenn ci ñoom waxoon ne quand la politique rentre au palais de justice la justice sort par la fenêtre kon waxtu wu raison d'état taxawee bu boobaa dafay am loo xam ne beneen raison amu ko kon yëf yi diggante un dossier politique la ak un dossier boo xam ne mën nañoo wax plus ou moins ne dossier la bu génn ci politique waaye bu dugg ci politique surtout règlement de compte surtout problème mu pouvoir am ci ak yeneen foofu moom del séentu ne dañ tudd droit rek waaye droit doo ci dara. ok bu ñu desee ci secteur de la justice ba léegi ñu jël benn cas pratique mooy procès Khalifa Sall bi nga xamante ne 9 mois d'instruction la seetlukat yu bëri ne pour la première fois en matière de détournement de deniers publics instruction bi gàttee noonu parce que ñoom sax ñu bëri dañu sukkandiku si kaaw Modibo Diop ancien directeur général ASER nga xam ne instruction bi def na 2 ans Aïda Ndiong dans l'affaire Plan Diakhaye instruction bi def na 2 ans les audits de 2008 les inspecteurs du trésor et cetera procès Khalifa Sall nag nga ko jàngate est-ce que gis nga ni lépp luy àqam ak yelleefam yi ñu waroon respecter mais mënuñ ko puisque temps bi daf lañu contre bu fekkee ne ñoom li ñuy liggéeyal yëpp ñu ngi koy liggéeyal élection yi ñëw bu mu nekk candidat justice amul temps bu fekkee ne fi ñu jëm non ba bi bu fàtte ne c'est la raison d'état bu fàtte ne bi yoon c'est le politique mooy dugg ci biir jeu bi bu boobaa politique bi bu bàyyee ba ñu samp ndënd yi Khalifa dara ko pour mu war a nekk candidat bu boobaa problème day posé wu nekk na déjà candidat pour nekk député bañ fal ko bu waree nag nekk candidat pour nekk président de la République nga bàyyi justice muy jël temps kon problème bi problème politique la problème mu empêcher un adversaire politique la ne ko yow sa candidature du ci daw problème mu diggante PS bi nga xam ne fii mu toll exclure nañu ñoom Khalifa waaye ñoom nee nañu duñ génn tey duñ génn ëllëg su ko defee il faut que ñu delluwaat ñoom itam ci yeneen parti yi nga xam ne li xewoon diggante AJ ak yeneen kenn mënu leen a dàq fi ne ni ñoom itam ay procès dana fa am ci diggante boobu nag nga xam ne mun na jël 1 an mun na jël lu ko ëpp te yaa ngi jëm ci ay échéances il fallait quelque part ñu accélérer la cadence. mais ñu ngi ko prévoir li nga xamante ne moo di jugement moom si début janvier bi. mais tey jii est-ce que ak ni nga waxee ne c'est flagrant que c'est purement politique est-ce que la bi nga xamante ne war nañ ko mën a jël ak tey kàddu yi nga xamante ne mi ngi ciy jóg est-ce que vous pensez que ne c'est le moment ou jamais de réconcilier les Sénégalais avec leur justice. mais pour lii moom. ak sénégalais yi nan la ñuy réconcilier ak seen justice ak justice nu ñuy fexe ba mu tegu ca na ko ñoom Montesquieu mébétee woon tegu ci ay éthique tegu ci ay règle tegu ci leneen loola moom bul defee ne tey lay am waaye nii lay am waaye nag dana teggi lu bëree bëri gëm bi nit ñi gëmoon politique dana wàññeeku dal gi ñu daloon dana wàññeeku ba ñu bëri di xalaat jaar ci yeneeni voie yu mooy
voix yi nga xam ne demoon nañ ba aw ci di voté ji muy lu civil mun na jur yeneeni bouleversement en tout cas ñu ngi ubbi loo xam ne la muy jur ci ay conséquences jaru ko woon ci réew moo xam ne dafa bugg a tabaxu donc problème bi yëpp danañ ko doxal wala duñ ko doxal wala mun nañ koo doxal wala munuñ koo doxal waaye nag buñ defee leneen itam la muy jur ñun moom rek lañ mun a jàngat waaye nag ne politique bi décidé na fii mu toll pour ubbi nu mu tëddee pour fermer la porte ci kanam ñenn jaaree ko ci justice ñaari Sénégalais duñ ci werante benn observateur itam du toog ci loolu mu ci werante ne le cas est politique yi ñu koy jaare yëpp procédure yeeg yooyu yëpp teg fële c'est un problème de règlement de compte léegi nag li ñu mën a poser yëpp mooy problème mu conséquence et après. justement est-ce que observateur yi ngay wax muy yow di ñun di ñeneen est-ce que du dañuy juum ci appréciation problème parce que bu ñu waxee ne problème politique la il faudrait certainement ñu éclairer comment se fait-il que à la mairie de Dakar weer wu ne ñu daan jox 30 millions le maire ba mu jur xaalis bu bare noonu est-ce que loolu aussi amuñu explication bu ñu ci war a jox plutôt que toog rek am ay œillères de politique la politique la. le problème rapport yi je am na mais yonent yàlla Esa ñu ngi ci ay fanam fanu ganeb àddinaam bañ toogee bay am ku ñu wax ne dafa njaaloo dañ ko war a sànni ay xeer rey ko daf leen ne ku mësta njaaloo ci yéen na ko sànni xeer ñoom ñëpp ñu daal di aw yoon yi daal di xam ne fii du seen place problème bi tey boo posé la ca présidence ñaata milliards 9 milliards yi ñuy séddale xoolee la ca assemblée caisse noire ba ñaata la du dañ fay jaar rek moom itam ñu yëkkati jox la pratique la boo xam ne dañ leen ko fee bàyyi woon ñu koy dox le maire lan la wax yii yëpp ngeen may laaj lu fi nekkoon Mamadou Diop ak ñeneen ñëpp reconnaître nañ ko bu ñu waxee ne am na benn ci seen poste yooyu boo xam ne àndul ak lu ñuy séddale loo xam ne da nga fay jaar rek ñu am benn appellation buñ koy woote li ko noon ñu wax ne observateur bi na nekk ko objectif ceeg président Macky Sall wax ko ne ko bàyyil jàmbur bi ma ko waxee mu ne ma non il faut aller à l'information commencé di ma nettali ay ceeba ki nu mu tëdd ay dugub ki meew ma ne ko mais lii ngay wax ba ma ko Abdou Diouf waxee fii ak Abdoulaye Wade dama ko ne kan moo koy atte yow justice bi boo xam ne yow yaay le chef de la magistrature mu nekk sa opposant yow yaa ko nar atte Abdoulaye Wade ci jamono jooja léegi ma wax moom la ma Mitterrand wax ma ne ko je suis flatté bu fekkee man sama xalaat dana yem ni bu Mitterrand ak nu mu tëddee ay xalaatam ak expérience am ci wàllu politique bi ma ko waxee wax ko nu mu tëddee le président Macky mu ne ma da nga bëgg a wax ne politiciens yi kenn waru leen a jàpp ma ne ko kay mais nag créer conditions yi bis bu ñu amee justice boo xam ne c'est une justice indépendante bu boobaa buñ bàyyeeti kenn te bu boobaa waaye nag feeg justice la boo xam ne le prince lu mu bëgg ñu def ñu faral ñu def gis nañ ko ci cas yu bëri li nga wax nii ana ñu jàppoon ci affaire u nu mu tëddee bien malaki dina ci ñëw léegi ana ñi nga xam ne bi nga xamee ne dem nañ ci le camp présidentiel fàtte nañ seeni dossier ana ñeneen ñi nuñ continuer di leen def donc yooyu mooy tax du problème mu ne amu fa pratique boo xam ne c'est une pratique malsaine au niveau mais aussi au niveau de la présidence mais aussi au niveau de l'Assemblée institution yooyu yëpp ñu def ay budget lañ fa def yoo xam ne am séddale la pour des ci affaire Khalifa Sall boobu 2018 bi ñu dugg nii année pré-électorale la 2019 dañuy dem élection ñu bari ne stratégie observateurs yi ngay tudd noonu ne le président teg pour écraser ñëpp ñi nga xam ne yaakaar na ne mën nañ ko sonal alors bu fekkee ne Karim Wade il est out enfin waa PDS bëgguñu ko dégg mais Khalifa Sall président wóorul est-ce que kon du dañuy tijji boulevard rek pour le président mu ñëw falowaat ñu jàll ci leneen je ne pense pas je ne le pense pas yaakaar mu yombee noonu ku kon nar a xañ waaw lu bëri ndax moo tax ma ne la conséquences yi moom lan moo ko indi ci pouvoir dafa nekkoon koo xam ne ñëpp ne woon nañ Macky mi dana falu kenn waxoon na ko en 2012 kenn waxu ko
kan lañ xalaatoon Moustapha Niasse ak Tanor lañ doon wax ne bu ñu ànd ñaar mun nañoo def face wala Idrissa lañ doon xalaat sur les 14 ñu néew ñoo ci xalaatoon ne Macky war naa mun a dem ak deuxième tour te bu demee deuxième tour dana ko war a mun a gañe kon loola maye woon ne bi mu demee bi Wade demee bañ jàpp ne moom itam potentiel yëpp su leen teggiwul directement teggi na leen indirectement ndax Idrissa Seck bi ci gënoon a mag ca aller retour am ba ca ba mu doon bi dellusiwaat ca la ñàkkee potentiel ba mu amoon te fekk 2017 waroon na ko mun a gañe ñoom Moustapha Niasse biñ demee ba seen diggante tas Benno Siggil Sénégal Benno ba daal di tasaaroo ñoom itam boobu la seen force daal di fas waaye nag ba mu tasee rek beneen force dafa daal di judduwaat boo xam ne mi ngi tudd Macky Sall te ñëpp ñu bëri compté waale wuñ ko kon nag beneen buy nelaw quelque part boo xam ne nit ñi bu ci dernière minute yi ci ne kii daal au moins na remplacer c'est toujours possible puisque yëf yi doo ci demee rek ne bu xañee ñëpp kon ubbi na bunt bi pour moom puisque Wade xañoon na ñëpp ba xañaale nu mu tëddee Macky waaye ñu jàpp ne boobu moo ci gën a tuuti te bi ñëwee moom moo ci mën a jàll kon c'est possible kon ba hypothèse ba de mënut a jàll. ok d'accord donc pour clore chapitre boobu parce que am na yeneen sujet yu des en dehors de l'affaire Khalifa Sall léegi say kàddu yaa ngi koy wax wàllum fonds politique fonds yi kii ak yeneen ñeneen ñi am ay fonds quand même parce que tamit nga ni du man kese nga ni bokkuma ci moo ko gën quand même. du question ça veut pas dire que ñee ñu ngi koy def comme moom tamit xaalisu askan wi justice la ñu wax justice la ñu wax dul question yi yëf yi am na wala amul justice nga wax justice nag du dem à deux vitesses justice du am Mamadou ak Mamoudou du am kees guñ ko nangul ca présidence kees guñ ko nangul ca assemblée bañal ko kees ca mairie justice moo nanguwul loolu ci justice nga ma wax justice buñ koy wax équité lañ wax yeneen lañ wax règle yooyu nag buñ demee ba justice boobu doxatul rek duñ wax ne non mais kii moom nañ nangu ne war nañ ko def ndax def na ñu dem ci ba mu jeex ñële buñ ca wax puisque ñooñu am nañ lu leen immuniser wala leneen non problème bi ou bien c'est un débat pour la justice ou bien c'est un débat pour rek ñu toog xool kenn rek bu boobaa dañ wax ne waaw pourquoi ngeen sëgg ci moom mais duul question yi ne dañoo teggi kenn mooy yuñ demee seeti ndax Khalifa def na wala deful c'est-à-dire pour nga mënoon a mun a xam le rapport de l'IGE est très clair non l'IGE gis nañu rapport am ci Idrissa Seck te gis nañu fa mu mujjee xam nga itam dara beesu ci IGE fii la ñu ko indiloon mu nekk pile bu yem nii ci Idrissa Seck lu nekk ñu tuddee ko ana ñoom kii Tall l'entrepreneur Bara Tall ñu dugaloon leen ci ak ñoom ñëpp ana ñu tey relaxé purement et simplement te loolu Macky Sall moo ko doon défendre taxaw fii ci Méridien Président ñu taxaw ñun ñëpp mun nañu ñoom ñëpp waaw donc point yi yëpp bu fekkee ne da ñu bëgg a wax rek IGE wala nga wax ñu keneen c'est parce que réew mi dafa am un passé avec la justice mais tey dañu ñëw ci chapitre boobu ba léegi xam nga président ñu ngi naan fële fond est-ce que appellation bi moom moo wala utilisation bi justice daal li ko ci intéressé gannaaw justice la ñuy wax ci caisse d'avance ak fonds politique ak leneen li ko ci intéressé mooy est-ce que foofa la taxoon loola jóg def nañ ko ca wala defuñ ko ca loolu nag bu fekkee ne dañ koo bugg jóg ne dañ koy lañ bat yaakaar nañ ko ci OFNAC ba gis na fi Ngom yoon wam ci awoon waaye wàccal lañ ko mujj wax OFNAC bu bees bi gis nañ fa mu aw fu nooy rek lay dóor ñu ne ko rapport muy indi étude dem ne waa Diourbel ñoo gën a waa Diourbel rek waa nangam ak nangam mooy naa leen léebal rek ngeen daal di fàtte man li ma taxoon a jóg donc problème bi su fekkee dañoo bëgg a joxe solution il faut que mu nekk lu équitable il faut que mu nekk loo xam ne ñëpp dañ ko mën a nekk waaye bu wàccee foofu rek problème bi dafay daal di mais tey comment crédibiliser ces corps de contrôle muy OFNAC muy IGE tey dem nañu benn morceau banta waaw mais loolu yëpp fa lañ jëm réew mi ou bien mu nekk un état de droit wala mu nekk
république bananière comme ni nga ko waxee état de droit nag suñ ko bëggee institution yooyu la ñuy njëkk a crédibiliser waat wax naa la léegi ñoom Montesquieu le 18e siècle lañ taxawoon di ko xalaat ne lan mooy defar kii bul fàtte ne le débat politique ma nga commencé Athènes ci ñoom Socrate bul fàtte ne ñu bëree ci xalaatoon bañ tëral nag léegi ñu bugg a dem ci politique politicienne ou bien ñu dem ci force la fin justifie les moyens ou bien ñu dem ci le prince bi nga xam ne lu ko neex def buur daali ou bien ñu bugg république Sénégal nag xeexagum na ba am li ñuy wax tey démocratie du lu bees nag amoon na ko à l'époque coloniale bul parti dooruñu bees vote dooru fee bees gañe kenn ñëwaat toog dooru fee bees ca jamono ngalandu dégg nga ci la ay vote amoon ci jamonoy Blaise Diagne te dañ ci daan gañe ay tubaab kon dara beesu ci ay parti boobu la amoon BMS BDS ak yeneen PAI PRA Sénégal ñooy maami parti yi fi nekk donc lii suñ avancé wul ci étape bii yegg ci étape état de droit ba nga xam ne président li ko wër a ku ci nekk ci ñoom da ngay jubal bu boobaa justice am indépendance am bu boobaa dañuy dellu si waat toujours à la case de départ. alors année bi aussi am na lu ñu fi gis loo xam ne dañ daan gis muy dal ay personnalité wu africain mooy génn ci Sénégal dem ci benn réew ñu ne la nip jàpp ren jii ñu gis ancien chef de la diplomatie sénégalaise ñu jàpp ko ci Amérique te ñu bari ku mel ne Ousmane Sonko surtout député assemblée nationale wax ne li dal Cheikh Tidiane Gadio par exemple mën na dal ci suñu njiit yi fi nekk. parce que mën nañu génn ci ñu jàpp leen. absolument Tidiane Gadio moom Moustapha Niasse yam député la comme Moustapha Niasse comme ni mu nekkee député mënoon na nekk président assemblée nationale buñ ko copté woon ne ko yaay nekk président assemblée nationale moo koy nekk député la kon ki njàpp bul wax rek ancien ministre nu mu tuddati affaires étrangères mais neel député la léegi nag boo jàppee ab député kay ba ca kaw mun ngaa jàpp bi ci suuf kon ubbi na ne ñoom ñëpp fii mu toll ci seeni tukki mun nañ leen a tudd ci nduxum war leen ko loolu nag dafay indiwaat itam ni àddina bi di doxee àddina bi bul fàtte ne Sénégal jéego bi mu njëkk bi mu defaat ba dellusiwaat multipartisme ak ay élection yooyu yëpp mi ngi jógoon ci le discours de la Baule bi nga xam ne Mitterrand moom la defoon dans les années 80 bi mu ko defee loolu moo jur lii léegi nag diggante transparence ak diggante gestion vertueuse exigence la bu àddina bi yëpp di laaj ndax li am fii ci Sénégal mooy la am ci Arabie Saoudite jàpp nañ fa ay émir yoo xam ne diggante alal ak ndombo ak ndono ak lépp tegoon na ci seen loxo te teewul jàpp nañ leen ne leen joxe leen alal ñu door leen a bàyyi kon loolu àddina bi mooy yeggaat ci ne soxla na beneen contrôle soxla na beneen gestion soxla na leneen loolu nag mun na frapper mboolem suñu nga xam ne dem nañ ba jekku foog ne mun nañoo kii ku nekk ci ñoom mun naa tukki tey nga dégg ñu ne Moustapha Niasse jàpp nañ ko réew sàngam wala sax pourquoi pas ñu ne la Macky Sall jàpp nañ ko ci tel dossier c'est possible ndax El Bachir a ngi fi El Bachir a ngi fi président bu Soudan te bul fàtte ne demandé nañ pour ñu jàpp ko donc soo ko xoolee àddina koy doxee ñoom ñëpp mën nañoo dem ba xat ci àddina mais tey la position du Sénégal ci affaire Gadio gis nañu ne au moins bi levé pour défendre un de ses fils waaw mais dafay défendre ale boppam ndax jàngoro bi ci seen kaw la jëm ne naa la Moustapha Niasse mun naa voyager ñu jàpp ko comme ni ñu jàppee Gadio da nga yaakaar ne ñoom ñoo nekk ci comité Gadio mais jàpp nañ ne yëf yi li ci sa wet bu kiiwee mooy alerté na la mooy loolu ci yow la député la ni moom muy benn d'ailleurs keroog bi ñu posé problème bi à l'Assemblée ñoom ñëpp dañu ne un collègue un nangam ñoom ñëpp daal dinañ yëg ne feebar bi yegsi na ci ñoom jàpp leen ndax ñoom ñëpp itam ci affaire yi Gadio nekk ñoom ñëpp ci lañ nekk ñu ngi ci pétrole bi ñu ngi ci yeneen di ci naan te yooyu yëpp ay dossier la yoo xam ne dossiers yi ñu amoon ak Chine mooy dossier yi kii am ak Chine dossier yooyu est-ce que
Macky Sall amu ci. Taïwan amu ci. c'est la même chose. kon moom itam ñu interpellé ko ci dossier Taïwan am mun naa am à tout moment c'est des dossiers yoo xam ne du suulu Moustapha Niasse ñaata dossier la am yoo xam ne mun nañ ko ko à tout moment. yoo xam ne une fois mu ubbeeku rek ubbeeku na. on va jouer contre le temps ñu wax beneen point boo xamante ne itam marqué na actualité judiciaire bi surtout en fin d'année juste muy l'affaire Imam Ndao au Sénégal on parle de terrorisme cette fois-ci mu mel ni affaire boo xamante ne cellule dormante la woon wala loo xamante ne day doog a am ci réew mi ñu nemmeeku ko ñu jël ay doomu réew mi tuumal leen la question bi nga xamante ne nag moo koy posé mooy est-ce que tey waa France nga xam ne dañu fiir la fi mu nekk nii ci wàllu terrorisme est-ce que du ñoom ñooy activité manette autour du Sénégal. waaw man loolu laa gëm wax naa ko président Macky Sall ci boppam ñu toog ma ne ko président bàyyil imam Aliou Ndao mu ne ma non mais Sidi c'est exagéré ñii nangam ak nangam ma ne ko lu mu def dama ko posé question ba ne ko waaw ñëw naa ci kanam information lan la def mu tudd ma keneen ma ne ko déet man waxuma keneen imam Ndao laa wax lu mu def mu ne ma waaw loolu sax wax nañ ma ko yaakaar naa ne dañ ko daal di bàyyi moom moo ko wax de ci kanam ay seede donc wax na ma de deful yaakaar na itam ne dañ ko war a bàyyi kon man dama dem ba ci source bi gën a mag ma posé ko bi mu waxee mu ne ma affaire terrorisme ma ne ko man daal président leen rek laa lay ragalal mooy nga déggal France ñi lay def loo mu ne ma noo Sidi France nekku fi ba dugaat sax ñoom ci débat wu franc-maçon man damay dénigrer franc-maçon yeeg moom du franc-maçon ñu indi ci mu mel ni sax dañ maa méré waale le fait que toujours maa ngi dénoncer ay franc-maçon donc réew mi France ak noonu nga xam ne ci lay doxee ci dossier yu ni mel bu ñëwee dañ ko fiy doxal carrément looloo tax nag ñëpp tiit ci kenn waxul ne amul li ñuy wax terrorisme ci àddina kenn waxul ne amul kenn waxul ne Afrique gi amu fi kenn waxul ne am na ñoo xam ne ñu ngi jël ay armes di ko manier wala ay groupe wala ay idéologie wala luñ gëm bugg ci déstabiliser ay yeggee ci quelque chose mais nag dañoo bugg liggéey boobu nekk liggéey bu propre liggéey boobu nekk liggéey boo xam ne suñ ko toppee kenn du ci topp di am looy sikkal dañoo bëggoon terrorisme mu nekk loo xam ne dañ koy définir mu nekk lu leer mu bañ a nekk rek dañ ci jël benn diine stigmatiser ko di dal ci kawam. Justement en parlant de liggéey bu leer parce que yow yaa ko tudd man li ma intrigué ci mbir moomu mooy les PV d'enquête de police. am na benn journal bu ko génn fii ba bëgg ci lim yoo xam ne il faut ñu leeral ko pour mën a xam ba xam Imam Ndao am nañu raison wu jàpp ko wala déet nee nañ am na ñoo xam ne ñu ngi leen jàppee Mauritanie ñenn ñi Burkina Faso ñenn ñi Niger ñenn ñi Nigéria indi leen fii ci Sénégal ñooñu seen bokk ci ay cellules jihadistes kenn weranteetu ko ñu ne ñenn ci ñoo am na ci ñoo xam ne koo xam ne jaar na ci Imam Ndao mu ñaanal ko am na ci koo xam ne nee nañ dafa bindoon manifeste pour créer benn wilaya fii ci Afrique de l'Ouest manifeste ba Imam Ndao moo ko lire moo ko corrigé nee nañ doon na séq affaire joxante xaalis digganteem ak chauffeur Imam Ndao est-ce que yooyu yëpp nag bu ko enquêteurs yi amee amuñu raison pour teg loxo kii di Imam Ndao waaw xam nga ñu wax loolu am na ñu wax leneen am na ñu wone ne Imam Ndao yooyu yëpp ñu ko waxal amul ne kii nekk na taalibeem wala am na discours bi wala gëm na gëm-gëm bi ñaar duñ ci werante ndax loolu jullit bu nekk ñuy woote dara ci l'islam mun nga cee ànd ak ñoom imma nag ne dem na ba impliqué wu ci wala dem na ba nekk ci loo xam ne njiit wala dem na ba muñ cee joué loolu la ñu prouvé wu waaye nag ne option boobu option wu jihad option wu ne taxawal leen lii baax na wala mbind mi ngeen bind lii koo xam ne ay arabam rafet na mun na koo corriger yooyu yëpp mun nañ koo wax te du tax mu nekk ci biir puisque la ñu waxoon ci tàmbali ba la ñu gisul ne milliardaire kër gëñ dugg mu nekk foo xam ne ay xotti see nga fa nekk ak nekkin bu doy waar a fa nekk ñu xam ne kii kat diggante lañ ko tuddaloon ci xaalis ak diggante lañ fekk ci këram sore na lool muy benn ñaareel bi diggante ñaari at ba ñetti at liñ mujjoon retenir
ci li nga xam ne moom lañ xam ñun tey ci presse bi mooy li ñu wax discours am apologie di jihad loolu nag apologie di terrorisme wala bu jihad amul benn sëriñ boo xam ne yaa ngi jàng alquran di waxtaanee ko di ko def xeex leen ak œuvre yeeg jar nañoo rey ak jar nañoo def nangam ak loolu sëriñ bu nekk jullit bu nekk ku nekk ci sa biir discours ci la bokk puisque ci alquran bi la bokk. au lieu nga far alquran ni ko imaam di waxee. ni ko imaam di waxee la ko ñëpp di waxee. ndax noonu la ko alquran ci diggante bi la jaar mais loolu ngay dawal l'islam. mais église bi dawu ko mais juif yi dawuñ ko na nga liiraat encore Armageddon na nga liiraat journaliste bu ñu wax Grace Harcel. mu wax la ñooñu la ñuy wax nga defee ne bombe atomique yi ñu def lan moo tax ñu def ko lu mooy diine mais diine rek a tax ñu def ko xeexukaay la yoo xam ne pour xeexal diine mu falu xeexal beneen diine mu néew doole donc dama bëgg a wax ne ci biir diine yëpp ku ci nekk am nga sa biir combat am nga ci discours boo utiliser ku génn nag discours bi ba dem jël ay armes wala nga dugg ci benn organisation boo xam ne bu nébuleuse la wala nga dugg ci benn acte boo xam ne acte boobu buñ mën a incriminer la loolu c'est une chose imma nag nga am loo gëm yow ci sa biir loolu kan moo ko gëmul communiste bi moo gëmul ne moo amul discours bu violent wala libéral bi moo ko gëm wala politique bi moo ko gëmul ku nekk ci sa biir xeex exhorté ñi ci des ne leen jóg leen xeex léegi nag diggante loolu ak def ay acte wala dem dans ce sens il y a ñu bëri ne ni ñu organiser seen procès bi ñoom Imam Ndao mën na jur jafe mën na jur jëye ci réew mi je parle sous le contrôle de Pape Ndiaye que ni dañu ñëw ci salle d'audience ay caméra ñëw filmer ñoom Imam Ndao filmer ay ñuy wax di yuuxu naan allahu akbar nangam ak nangam ak nangam ñu bëri ne France bi nga xam ne ñoom la terrorisme sonal trop loolu lañ fa doon gis ba ndaw yëpp dem est-ce que image yooyu ñuy gis noonu depuis quelque temps ci télévision yi ci internet bi est-ce que du danger pour la société mais du tout c'est-à-dire bu duutoon bu ñuy yóbbu Khalifa Sall nga gis dana am ñu yuuxu dana am ñu jooy dana am ñu ko ne Khalifa Sall président dana am ñu ko ne nangam Moustapha Niass bi mu fi jotee kii bi mu génnee Moustapha président lañ ko doon wax loolu ku ci nekk am nga say farandoor yoo xam ne suñ la toogee émotion dana ci jouer donc émotion itam ay photo lañ nekk yoo xam ne fi mu ne nii mais on parle de l'islam muy loo xamante ne lu sens on parle de foi comme ni ko Moustapha waxee fii c'est autre chose côté politique bi la ak yooyu mais sentiment nga ma wax dama la ne sentiment mun na dugg ci fu nekk raison mun na rëccee nit ki far pour une raison ou pour une autre ci fu nekk dama la ne loolu mun na am sur le plan politique mun na am sur le plan religieux fi mu toll bul fàtte ne dañoo dem martyriser nga ay nit def leen martyr pendant 2 ans gisoo leen nga toog imam daal di génn taxaw ki nga doon dégg kiñ la doon wax ki nga toog di imaginer nam nekk yoon dana am ay réaction puisque itam dama bañ rek ñu dugal ñu ci presse ne presse boobu nga xam ne dañuy créer seen benn caricature ñëw rek teg ko ci tëj ci kuñ ci bëgg a tëj wala ñu créer beneen caricature génne ci kuñ ci bëgg a génne dama bëgg a wax rek ne jotewul dara ak certains sentiments wala certains agissements yi nga xam ne c'est selon le cas bu nekk mën na am lu mu jur mais si on laisse cette situation prospérer tey fan la ñu mën a jëmee wàllu terrorisme bi nga xamante ne tàmbali nañ ko di soulever mu commencé jël ay proportions fan la mën a yóbbu réew mi mais réew mi moo dul réewum terroriste te du tey dañoo waxoon ne bu kenn pétard réew mi day kii te du dëkk bi yëpp a ngi pétard lan lañ ci mun ana ministre de l'intérieur ndax jàpp na atul kon jarutoon muy yëkkati woon loi boobu ça veut dire que nit ñuy tuddee yëf yi ak fi muy door ndax li ñuy pétard ba léegi déggagum nañ ne bal rax na ca kon seen information yi baaxul ñoom newoon nañu diggante jeudi bii passé ba yegg le 15 janvier bu ci ay pétard tàkkee dana am lu ci rax gisaguñ ko de waxoon nañ ko daaw gisuñ ci yoon dara waxoon nañ ko daaw jéeg gisuñ ci yoon dara donc il faut pas ñu topp ñoom seen yi ñuy wax ak imagination
dañuy def seen rapport yoo xam ne yiñ ci exagéré ak yi ñu koy jox soo ñëwee ci réalité du terrain mais man lii su ma ko dundutoon duma ko wax 2012 lu ñu waxoon dëkk bi dana tàkk élection yi nii lay demee ma ñëw ne loolu du am mais basé wu ma ko fenn lu mooy maa ngi nekk ci biir nit ñi te li ñuy wax gisuma ko comme ni ma la ko waxee tey ci lii mu jigéen ñi ñu naan waaw kooku dafa am lu mu xam ak dafa am looy gis ak am na lu lay waxee dara waxeewu ma la lu mooy dëkk lii ma lay wax itam tey nekk sur le terrain puisque question bi ma am posé naa ko président de la république posé naa ko premier ministre posé naa ko yeneen i ministres yi nga xam ne tase naa ak ñoom concernant Imam Ndao concernant Khalifa Sall concernant keneen ak keneen du loo xam ne dama toog ca bureau ba rek toobam yàgg ma xalaat ne lii waaye ni ma leen koy posé di ko posé journaliste bi danaa koy laaj avocat bi amee dossier bi danaa koy laaj keneen comme ni ngeen di sonne seen investigation léeg-léeg ma dem ba mu yàgg ne finalement c'est des choses qu'on exagère mais en réalité doomu Sénégal yi ñuy jàppee Mauritanie Niger Burkina Faso jàpp seen loxo ci wàllu terrorisme nu leen war a def ñëw bàyyi leen ñu taxawal non man waxuma ñu jële fa leen waxuma lu mu tudd bon en tout cas ñi nga xam ne ñoom la ñu jàppee Mauritanie police Mauritanie dafa leen njëkk a jàpp daal di leen setal waaw ñu ne nag léegi nag Sénégal moo leen soxla ci lañ leen indi fii mais police Mauritanie moom exactement loolu mooy information bi mooy ne bàyyi woon nañ leen après ñu jël leen lii firiwul ne wala sécurité warta def kiyam wala man dégagé wu ma leneen man li ma bëgg a wax yëpp rek mooy il faut ñu def très attention entre fi ñu tubaab yi bëgg a yóbbu ak ñoom nañuy liiree ak ñun li ñuy liiree bokkuñu ay réalité terrain il faut ñu respecter nos données sociologiques waxuma ne ci biir l'islam wala ci biir leneen ñeneen ñoo xam ne wóoruñ nekkuñ ci réew mi ñu wóor a ngi fi waaye ñu wóorul a ngi fi wóorul nag ñu ngi ci fu nekk mën nañoo sol mbubbam diine mën nañoo sol mbubbam politique mën nañoo sol mbubb moo bugg ci mbubb yi mais nag lii tax ñu ne def nañ wala defuñ na fekk lu ñu càmbar la ba mu set journaux yooyu nga may wax ne ñu ngi bind xam nga leen xam naa leen waaw xam nga ne lii fii ñu nekk ci presse lañ nekk waaye am na ñoo xam ne information ba ñuy am yow mënoo koo am ci lu leer waaw te facsimile lañ koy génne kon nag jottali ma rek la waaye defuñ investigation mayu leen ko ka leen jottali loo nag ka nekk ci seen gannaaw ak ka nekk ci gannaawam ñun ñoo jar a seet ñoo ñana mu ngoog mooy foofu la yëf yi nekk awa pour ñu ko balaa ñuy génn ci avant ñuy clore sujet boobu noonu en tout cas procès Imam Ndao ak ñi mu àndal le 14 février lay tijjee ko waat bu ñu doon xool côté perspective lan la ñu mën a xaarande à l'issue du procès la neex France rek la neex France c'est-à-dire une condamnation la neex France rek bu fekkee France nee na nañ oyofal dañ oyofal bu France nee na nañ dëgëral day réew mi daal amagul indépendance man moom laay wax toujours réew mi amagul indépendance l'armée française est là le franc français est là la langue française exclusive est là exclusive est là dégg nga door a ñëw nag sur le plan économique notre économie déglu naa sànq président mu ne def nañ 6 xaw ma virgule nangam ci taux de croissance taux de croissance mu ne kon de France affaire am baax na France bi de bu yeggee foofu kon affaire yi France baax na kon taux de croissance boo fi dégg nee nañ mu war a baaxal affaire France ko amee économie bi yooyu kan moo amee Total ko amee Orange ku moom tëli yi kon teel balaa ngaa jeexal kon boo amee 7% rek xam ne France am na ci 6,99%. d'accord ñu clore wàllub affaire Imam Aliou Ndao ñu ñëw ci li nga xamante ne moom moo lëmbe itam 2017 bi rawatina si bu keex mbaam bi ñu nekkee nemmeeku ci wàllu traque des biens mal acquis ñoo xamante ne ñoo bokk benn kuréel sax déggoowuñu ci chiffres yi ñuy énoncé déggoowuñu itam ci waxin bi ak kan moo ko war a wax. waaw man dama jàpp ne am na doom joo xam ne comme ni ko kenn waxee woon Mimi Touré moo ko jur kon yaayam xam nañ ko baay ji nag lañ xamagul président assemblée nee na juru ko. nee na doom jooju moom bu ma ko kenn taqal tinul waaw kon nee na du jurul doom ji ñu ne kon soo demee Macky la Macky itam ne joxe na ADN am
nee na xool leen sama deret jaa ngi nii ñu xool ba xam ndax maa ko jur wala juruma ko kële 200 et quelques milliards la waxoon moom 152 milliards la wax te la mu wax duwul bien malaki daf caa du yu bëri rek ay contentieux la ak kii dante rek yu mel noonu yoo xam ne yëpp am ca la ngay jaayee kon mel na ni moom itam dàq na ko kon nag bu kenn jurul doom ji ci ñooñu opposition bi ñoom itam nee nañ juruñ ko kon léegi nañu xam nañu wax nag léegi ki ko jur kan la bu fekki ku ko jur opposition bu bees la ku jotul sa wàll war a xaacu wala kuy bugg a laaji ab géew di ko wax wane ne yëf yi demoon nañ ba def lii waaye dañ ci continuer wul si li am solo da nga bëgg a wax ne Aminata Touré dafa nekk di créer benn opposition ci biir majorité mouvance présidentielle bi parce que dafa gëm ne track bi am na lu mu doon andi xam nga 2019 lañ jëm bul xam Aminata bul fàtte ne trotskiste la bu mag waaw trotskiste mu nag bul fàtte ne benn yoon rek lañ koy doon trotskiste une fois trotskiste toujours kon gannaaw trotskiste la ci biir yi muy def mun naa jouer carte yi war a mun a nekk candidat pourquoi pas ou war a nekk kii amel campagne président pourquoi pas nekkoon na directrice campagne nekkoon na ko mun na ko soxla mun na itam xam ne am na lu ñuy séddale te bokk ci mu laaj c'est-à-dire nga mun a supposer daal ci koo xam ne moom diggante Mao yële ci la jàngee ya muy jàngee te foofa coow moom boo ci xasee ba dugg ñoom ñoo ci mun nga xam ne am nañ ci loo xam ne su leerul ne keneen ne yëf yi am na base kon moom moo ko def léegi nag pour quelle fin est-ce que mënuñu jàpp leneen aussi bu ñuy waxee ba léegi ci perspective politique Aminata Touré est-ce que du dafa gis ne gaañi ñi ngi waxtaan am na lu ñuy négocier mu ne taxal ma toj yax bi bala ñuy négocier dara parce que li nga wax sax moom mooy bàjjen wala mooy yaayu track bi mu mel ne dañ ko nar a bàyyeeg tragam boobu dem dil leneen ci kaw c'est possible yooyu yëpp nekk mun na cee nekk loolu nga wax nga xam ne gis na ne ñoom ñi ngay wax ci kawam puisque ñam waxoon bu doon Karim génn na ma nga à l'étranger exil comme ni nga ko waxee bu fekkee ne problème mu ñu ne ñu itam ñu ngi seen liberté dossier bale ñu ngi koy bëgg a fàtte déggoo ba ci seen biir ak surtout fi ñu jëm enjeu bu mag la boo xam ne am na ñu fogoon ne mënuñoo tase ay montagnes ñu fogoon ne mënuñoo tase yoo xam ne mën nañoo tase dara lu nit mën a tee écarté ndax ñi ngi jëm ci ay enjeu yoo xam ne enjeu yooyu ñoom ñooy déterminer kan ak kan ñooy ànd moom comme ni nga waxee bu ci ragalee boppam effectivement mun naa def ay signalam moo tax ma ne la daal trotskiste la boo xam ne xam na nan lay accélérer cadence bi. mais tey jii kan la ñu war a mën a jox dëgg ci fànn bi tey bu fekkee ne gouvernement bi Aminata Touré dafa wax 2 jours après elle persiste gouvernement bi génn amoindrir li nga xamante ne moom moo di chiffres yi tey kan moo ci. dëgg gi moom coow dëgg réer moo gën a nekk seen jikko que kan moo ci mën a génne dëgg puisque problème bi li ko taxoon a jóg politique la woon politique boobu nag comme ni ma ko waxee étape bu nekk dafa am lu muy laaj bañ koy commencé xam nga ne Khalifa Sall bokk ci woon ba ñuy wax loola xalaatuñ ci woon Khalifa Sall par la suite lañ gis ne Khalifa Sall constitue par exemple un danger pour mu door a bokk ci biir waaye bañ koy def ci commencement ba jëkkoon a xalaat numéro 1 moo doon Karim la ca ñu ko wër nag door ko wër waaye la woon ci PDS rek lañ ci xalaatoon waaye kenn xalaatoon ne day ñëw ba ci biir PS ni nekk seen allié stratégique kenn xalaatoon ne ku sësee ci Tanor ni Khalifa Ababacar Sall kooku finalement moom mooy dana bokk ci kii bi donc yëf yi dafay déplacé wu selon looloo tax joxe ci dëgg ko ci loo xam ne du taxaw benn place tey nga tuddee ko nii ëllëg nga tuddee ko nale gannaaw ëllëg nga tuddee ko nale loolu nag li ci mënoon a dimbale nit mooy ñu amoon un état de droit ñu am une justice indépendante boo xam ne moom mooy def ay investigation mooy poursuivre soo gisee Pape Ali Ndaw wax li mu wax
c'est parce que diggante la mu dajoon ak la mu gisoon ak fa mu yeggoon ak noppi ci arrêté ci ba mu ne sax SMS rek lañ ko daal di yónnee dàq nañ la nga xam ne téléphoné wuñ ko sax yaa ngi wax téléphone moom sax téléphoné wuñ ko wala ñu bind ko lettre wala ñu convoqué ko mu ñëw ñu ne ko ñu ngi lay remercier kon yooyu yëpp wane na ne jeu bi kenn mënu koo natt ci logique gu justice kenn mënu koo natt itam ci logique gu éthique wala leneen waaye da nga koy dugal rek ci biir pont politique boo xam ne dafay évoluer selon li nga xam ne moom la existentialiste yi daan wax devant soi derrière soi mais jamais en soi-même. tey jii nii bu ñu doon def li nga xam ne moom mooy bilan traque des biens mal acquis daanaka mën nañ ko xaaj ñetti xaaj. xaaj bu njëkk bi mooy ñi nga xam ne CREI lijjanti na seen dossier ba pare muy Karim Wade condamné nañ ko muy Tahibou Ndiaye condamné nañ ko. ñaareelu xaaj bi mooy ñi nga xamante ne ba léegi seen dossier mi ngi foofu ñuy càmbar ñu bloqué ko ñu mën ci tudd Ablaye Baldé ñu mën ci tudd ki nga xamante ni moom mooy Aïda Ndiong ñu mën ci également tudd ki nga xam ne moom mooy douanier boobu Diadji Ba. troisième catégorie bi mooy ñi nga xamante ni seen dossier kenn laalu ko te Aliou Ndao bañ ko noree laal dañ ko teggi muy les 17 dossiers qui sont créés. Est-ce que tey d'accord nga ak ñi nga xamante ni dañuy wax ni la traque des biens mal acquis a subi un enterrement de première classe? mais c'est sûr xam nga du lu bees Pape bul fàtte ne loi bi jur loolu mooy la loi sur l'enrichissement illicite Abdou Diouf yëkkati woon ko fa mu ko yëkkati woon ak nam kawee ak fa mu ca mujjee ak ñam ca jot a jàpp sore na trop ndax bi ca politique kiwee dañoo dem ba ci biir dossier yooyu jar mujjee biñ yëgsee ba ci Macky ñu ne Macky duul Abdou Diouf Macky duul Ablaye Wade Macky moom mun na koo doxal waaye bi mu demee ba ci biir itam fi mujjee gisaat nañ ci rek presque la ñu gisoon ci yële mooy loolu nga wax 17 yoo xam ne kenn du ko laal ak yeneen yoo xam ne classé nañ ko ak yoo xam ne seppi nañ ko ba lijjanti ko ci seen biir loolu itam beesul ci jamonoy num tëti Ablaye Wade gis nañ ko fi xam nga ne moo doon Idrissa Seck ak lañ ca tuddoon ci ay milliards ak niñ ci lëmbalee dëkk bi ñëpp foogoon nañ ne jantam du so mukk te loola amuñ ci lu leer waaye ba bisab tey bi leerul kenn yëf ya daal dem nañu ba lañ ko lijjanti résultat bi la ñuy jox lii itam benn la ci dossier yooyu rek yooyu yëpp nag mooy li ma la wax depuis le début en tout cas man ma jàpp ko ne solution bi pour fekkee solution ngay ut état de droit moo ko mën a defar indépendance de la justice moo ko mën a defar boo xam ne du jël di malmener le judiciaire moom moo ko mën a defar du malmener non plus le législatif moo ko mën a defar nga xam ne dana am séparation du pouvoir dootul nekk simple souhait wala ay mots yu ñuy wax je pense que loolu la sinon toujours li nga wax rek moom mooy nekk résultat bi. tey ñu ñëw ci beneen point boobu dañ koy raay rek jàll ci yeneen point mooy on a connu l'ouverture de l'aéroport international. gis nañu nag li nga xamante ne yëpp moom moo tourné autour ci liñ ci waxee ak mujjantal gi fan la nekk kii ñu refusé ko paternité bi ba ne sax ci biir amoon na ay luubal yoo xamante ne nasoon nañ ko mais ñoom ñoo déjoué yooyu yëpp. waaw xam nga Ablaye Wade moom quoi qu'on dise ay doomam du ma wax sax les enfants de Wade mais même la mu xalaatoon sax moom lañ ko nekk aéroport bi ba mu ko yëkkatee ñu ñëpp xam nañ ko Tanor ne woon na c'est pas possible ba tuddee woon ko l'éléphant blanc moom moo ko fi waxaan xam nga bu ñëwaatee ne yëf ya ca Senghor la kon ñëpp dañu ne waaw Tanor moom baatu dafa naax ci diggante bi puisque itam loola baat boobu ba mu koy wax ñëpp a ko fekki ñëpp bind ko mu nekk fi kon moom loolu newoon na du am tey du am ëllëg ay gént rek la Ablaye Wade itam ba mu koy lancé vidéo baa ngi fi ñëpp di ko ba mu taxawee ba ne attachez vos ceintures yëf yi pare na dañ wax nag ne rêveur la li may wax munta nekk waaye yëf yi mat na kon aéroport bi Ablaye Wade defaroon na ko pare woon na kon loolu moom jeex na li ko fi yéexal yëpp mun nañoo wax ne est-ce que ñeneen mënuñ ci amaat rek la ndax entre temps ñu ko amee woon muy Saad Ben Laden ak kii bi gisoon nañ ne piste bi suñ ci yokkee lii suñ ci defee lii ci côté technique la
loolu moo ko doon prolongé mais en réalité ci jamonoy Ablaye Wade fekkoon na yëpp pare woon nañ ko tout était bien ficelé yi ci des yëpp nag jekk-jekkal la waaye defaroon nañ ko ba nga xam ne pare woon na problème bi kay mooy diggante lañ ca tudd ak lañ ca yokkaat entre 200 et quelques milliards ak 700 et quelques milliards bi mu yegg nga xam ne foofu la coow la nekk mooy ne dërëm ba Ablaye Wade lekkoon man itam mu ñëw naa lekk sama wàll su ko defee nag bu boobaa am na yuñ ci yokk am na yuñ ci jéem ne joué ay yóbbu comme ni ko waxee sax yu bari moo tax koppar yi eggul fa waroon a fekk parce que am na ay 200 milliards yoo xam ne naroon nañ ko luubal ci diggante bi bu régime Wade continué woon te ñoom fexe nañ ba nangu loolu. waaw mais ñoom ñooy wax xam nga ñoom itam nañ nekk ba ñu waxal leen seen gannaaw puisque dossier bi jeexagul dossier boo xam ne ñoom def nañ ko te ñoom Wade nee nañu 200 et quelques milliards la waroon a coûter te ñoom nee nañ coûte na 700 et quelques milliards. xam nga entre 2 ak 7 bëri na. léegi nag est-ce que wala ñoom ñoo ci sottiwaat lu bëri daal di ko as sotti ko ci seen biir kooku débat bu des la boo xam ne mënuñoo toog tey di ko matal. coow lu ni melit moo nekk ci TER bi ñii nee nañ nangami milliards la ñii ne ëpp na ko. am na ñu ne dem nañ ba 800 milliards tey kenn ci ñi koy yore invité wu Ousmane Sène la woon ministre bi mu ne chiffres yi Ousmane Sonko joxe boo gudd yu baax yi moo premier ministre wuute wuñu ñoo joxe même chiffre finalement Sénégal dañuy def projet ba pare duñ xam ñaata lañ ci def. waaw xam nga problème bi mooy li ma la waxoon rek bu dëñee kuy defal jàmbur ak kuy defal sa bopp bokkul yëf yi ay marché la marché yi dafa amee ñu ko amee. marché TER bi tubaab yoo ko yor moom. jeex na te itam pour sauver seen métro ba la moo ko tax a jóg. waaw kon nag yooyu yëpp nga xam ne moom moo ñëw pour rax ci dugg ci biir ñi ñëw di ko ut si mooy tax yëf yi ñu lay wax sax ne leerul ci ñoom ndax duñ leen jox toute l'information moo tax léeg-léeg ñu mun laa wax chiffre boobu. il y a d'autres considérants yoo xam ne ñoom xamaguñ ko sax waxuma sax ne waxuñ ko dañ koo xamagul. waaw yëf yi dafa am fu leen digal di jógee ak fu leen liggéey di jógee. ministre yi mën na cee bañ a xam lu bari. gis nga premier ministre ci boppam dama koy wax fii lam xam ci palais ba lu tuuti la. billaahi ñëw naa toog ak moom man ak moom ak ay seede mu jël benn mbir bugg koo weddi. ne ma waa yow Sidi kenn ciblé wu la yëf nangam li nga doon def civil xaaral sax fekk benn papier rek boo xam ne def naa ko mu def circuit ma ne ko lu tax papier bi yàgg fii te mu ne ma non loolu amul daal di def téléphone bi haut-parleur ay kilifa laa àndal ñëpp a ngi toog kooku ne ko mu ne ko mais dossier boobu Sidi Lamine ñi indi woon ko fi rek mu war ko signé lu tax jox leen ma ko ma signé ko mu ne ko déet dañoo ne woon président fii ak joxewu ci kii bul ko kii di billaahi ñëpp di dégg haut-parleur mu fogaat ne loolu am ko neex woowaat ma ñëw mu jël dossier bi ne moo koy yóbbul boppam président signé ko ba léegi woote waatul c'est-à-dire nga xam ne kon premier ministre bi dafa woon ne te moom lim la wax moom Mohamed Ben Abdallah li mu wax mooy ne lim gëm mooy lu war a tegu ci yoon rek dafa war a tegu ci yoon. pourquoi waaw nee na loolu la gëm lu war a tegu ci yoon rek dafa war a tegu ci yoon non li ñeneen ñoo koy def rek waaye warta jaaree nii waaye bu yeggee rek mu xam ne la mu réeree ci mbir mi moo gën a. donc dans ce pays nekk ministre taxul nga am benn information nekk président assemblée nationale taxul nga am benn information ndax Moustapha nee na la il n'est pas informé. te Mimi nee na yëf yi am na kon quelque part Mimi moo gënoon a jege source information te bi mu ko waxee envoyé spécial président. waaw ba léegi te bi mu jógee itam ñu ko doon défendre président leen wax bàyyi mu laal suuf puisque am na lu mu ko dee kon quelque part léeg-léeg nga defee ni diw war naa am information puisque il est ceci te fekk amul la bonne information soo boo ko xamaan man mos na ma dal ci benn bis ma ñëw présidence fekk yàlla na ko yàlla Moustapha Ka ci bureau ma ñëw benn journal yaakaar naa République bindoon ci moom bindoon ci mbooleem ñi nekk palais bi mu ne ma waaw yaakaar na si wax boobu Jean Collin lay def allusion nga xam ne ñoom seen biir sax wóolantewuñu xamuñ kan moo wax ak kan
xamuñ kan moo def lan xamuñ kan moo def lan donc manque d'information danay am moo tax nag ñun ci suñ biir liggéey war ñoo nangu lu ñu jóg rek ne ñu kaay leen def ko wala kaay leen wax ko léeg-léeg dañ lay woo pour manipuler la carrément te fekk mun nañ laa woo yow Moustapha boole la ak benn magistrat mun la ci dossier bi man bëgguma cee wax waaye nangam ak nangam daal Khalifa Sall daal lii rek la waaye nag man daal bu ma ci feeñ fekk carrément loolu lañ bëgg mu feeñ loolu lañ bëgg mu feeñ carrément yu ci bëri moo tax nag ku deful attention ci sa biir liggéey nekkoo di foog nekkoo di ci sonn bët bu set nga wax loo xam ne da ngay taxawaat daal di ne je ne comprends pas puisque niveau information bi noonu la. d'accord dañuy dëxëñ ñaari question jafe-jafe média yi waaw dañuy dëxëñ ñaari question rek ñoom ñi nga xamante ne ñoo ji nguur gi dañu ne 2018 année sociale la ñi jàpp ne 2018 année sociale lu tax ñu dippeeku ko dañoo jëm rek ci li nga xamante ne moom moo di 2019 muy pré-élection mu mel ni campagne la ñu door te àggaguñu ci la nga xamante ne moom moo di app bi ci beneen wàll nag li englobé loolu yëpp mooy problème mu carte d'identité yi ba léegi kenn résoudre ko on parle de tant de milliards ñu dugal ko ci et 45% voire 47% ñu seen carte yooyu. waaw moo tax problème réew mi dafa xëy rek reculer ndax ba 2000 gis nañ ñu avancée démocratique bi amoon mooy côté carte d'identité yi mooy côté vote yi ba président bi fi nekkoon war a mun a ñàkk pouvoir 2012 gis nañu avancé boobu malgré liñ foogoon ne du leer waaye depuis 2012 ak léegi élection yi muy référendum muy législatif itam gis nañ ne dara leeru ci la dalee nag ca séddaleem carte d'identité loolu nag nara jëm 19 nga xam ne moo nara lëndëmal lépp conséquences yi mun na rëy puisque boo xasee ba ubbi loo xam ne akki la woon nga toog di ko bañ ba nga ko daan bañ ci législative c'est parce que door du wutoon kenn rek lañ doon utal même bu fekkee kenn la doon dëgëral buñ ko daan bañ ci li nga xam ne mooy référendum c'est parce que enjeu bi am na fu mu yeggutoon léegi nag ci kanam présidence nga xam ne kii bu jëlee mooy jël yépp mooy buur mooy bummi te itam am na ñoo xam ne xam nañ ne bu boobaa pour ñoom dana métti te am nañu mbooloo am nañ leneen tegu nañ ci kanam yoon woo xam ne yoon wu jafe la bu bari ay conséquences pour nekk un prophète de malheur mais c'est pour prévenir ndax xam naa ne réew mi yu bari mën na koo jàll ndax nit ñu am expérience lañ am na ay ñaan waaye nag recul bi réew mi di reculer sur le plan démocratique nar koo jëmale ci ay élections présidentielles kon pour yow 2019 am na danger représente na danger c'est sûr li mu wax léegi ci carte d'identité yi suñ ko séddalewul foog nga ne opposition bi dañ bàyyi ñu jaar ci seen kaw kooku danger la puisque ñoom itam foofu la ñuy amee wala ñu ñàkkee fa foog nga ñi nga xam ne yëpp ci wàllu politique jàpp nañ ne fi mu na toll pare nañ ñu nar leen a xañ pour un jeu moo xam xaalis la moo xam leneen la bu ñuy séddale ñoom nar nañoo toog di ko seetaan te ñoom daanuñ ko seetaan ñoom seetaan luñ ko woon wàdd te génne woon na xaalis séddale seetaan luñ ko wàdd te il avait tous les pouvoirs te terewul ñii taxaw fii di defante ak moom nga defee ne ñi ci des itam duñ defanteeg ñoom waaye nag est-ce que opposition bi yaafu suñu ndax déedéet ba lay itam bi fi nekkoon itam dafa yaafu soon kañ la commencé yëngatu kan moo ubbi baal bi xanaa du ñun ñoo ko ubbi le 19 mars 2011 ñu door a dem ba 23 juin ñoom ñu door a dellusiwaat di yëngatu par ndànk-ndànk diggante 2011 nag ak 2012 dafa jege woon diggante juin ak février dafa jege woon waaye foofu nga door a dégg yëngatu mais avant loolu daanoo dégg opposition buy yëngatu dañ daan wax ne ñëpp dañoo Wàdd sax daf ko daan wax mais dafa amul ne gars yi war nañoo yëngatu dañoo dañoo dal ak yu mel noonu c'est-à-dire politicien au Sénégal moom mënut a waaxoo ren ba déwén puisque xam na lan mooy li ci politique lan mooy exactement xam na lan mooy li ci politique kon daal il faut benn leader d'opinion maas leen courant bi ñu doog a déclencher déedéet weer yi bu dawee
fi mu ne toll boo dawee ba match Sénégal ba coupe de juin ba coupe bi jeex ba sénégalais yi li ñuy seetaan ak yooyu yëpp xaw a wàññi ne nag amatuñ beneen événement ci seen kanam lu mooy élection jeex nañu football jeex nañu nàngam bu boobaa nag foofu la yëf yi di door a commencé te bii nag dootul doon ni législatif yi dootul doon ni référendum bi dootul doon ni leneen ou bien ça passe ou bien ça casse. ñu ñëw léegi ci fonctionnement li nga xamante ne moom moo di médias yi yaa ngi koy wax sànq ñenn ci médias yi ñu dippee leen des médias d'État ñenn ci médias yi ñooy les parents pauvres tey ji ci wàllu information yeneen yi ni mel tey naka nga jàngatee médias yi ci seen doxalin ak ñu jëm ci année yoo xamante ne c'est benn année électorale la boo xamante ne médias yi itam dañ ci am taxawaay. waaw man daal am naa ci yaakaar ne gannaaw médias yi yëpp presse bi yëpp daje nañ la dalee ci patron yi ba yegg si ci les jeunes reporters ba yegg si ci ñi nekk en ligne ba yegg si ci les photos tout le monde syndicat bi ñoom ñëpp ñu daje daal di wax ne problème bi lii rek la mooy code de la presse nañ ko voté nañ ko adapté muy benn ñaar mooy na am clé de répartition bu leer ca la cay juddoo ñett na am agence comme cela se fait en France et ailleurs te signalé woon nañu daaw génn ak seeni doléance dem joxe ko wax mboolem li leen naqadi te loolu mooy li naqadi ñëpp dem déposer ko loola jox na ma yaakaar ne ci fiñ jëm nga xam ne moment poser problème bi ku nekk ci sa secteur waaye ñun tam ci suñ secteur pour que problème boobu mun a poser wu mooy ne code bi nañ ko voté nañ ko appliqué nañ ko wutal kii d'application décret d'application am clé de répartition comme ça se fait en France et ailleurs ñu xam ne lii ngay def pour mun a am publicité waaye duwul yaama neex duwul ku ñuy ragal duwul ku ñuy kii lépp ñu teg critères yi xam ko bu boobaa je pense que combat boobu suñ ko mënee yaakaar naa ne day yegg ci benn résultat ñu mel ni ñun daal loolu la ñuy xaar jàpp nañ ne désert bi métti na investissement yoo xam ne amul retour métti na malgré li ñu def place bi ñu garder ñu ngi ko garder toujours ñu ngi nekk ci podium bi waaye nag nee nañu bon gannaaw ñu ngi jëm ci ay élections gannaaw conscience bi am na léegi au niveau de toute la presse nañ xaar ba dugg 2018 nañ xaar ba jege 2019 yaakaar nañ ne bu boobaa danañ am solution yaakaar nañ ko yaakaar googu rek laa mun a demee ndax ñi ko takkul pare ci bëri nañ te ñoom ñëpp même ñi nekk ci média état bi sax ñi taxawoon keroog ci manifestation ba boo demoon ay agent wu média wu état média moo ñëw rek en un mot moom ñëpp jóg di xeexandoor jàpp ne fépp la métier ndax foofa itam ñu ngay toog du ñuy jot ay salaire ñu ngay toog amuñu ay avancement ñu ngay toog ñu am ñenn ci ñoom ñuñ ber ak ñenn ci ñoom ñoo xam ne ñoom lañ jël di leen kii donc naqar wi discrimination boobu duwul rek dafa jur du entre presse ak presse entre waaye au sein de médias yooyu nga jàpp ne sax ñoom lañ jege ñoom lañ uufal soo demee ci seen biir mécontentement bu métti loolu yëpp nag li ko mën a faj benn baat rek la mooy justice rek la américains yi waxoon ne pas de justice pas de paix loolu rek moo fi nekk une fois nag justice am bu boobaa je pense que ñëpp mën nañ cee génn. d'accord ñi ngi ci wàllum presse bi ba léegi mais man damay ñëwaat ci biir groupe Walfadjri ndaxte dafa am ñetti laaj yoo xamante ni moom askan wi ma ko jóbbante il faut que ma laaj la ko parce que dañ ma koy laaj comme que yow yaay ndey mbil gi moom mënta ñàkk foog ma laaj la ko bi si jiitu mooy tey ñëpp d'accord nañ ni ndaanaan boo gis ci presse bi Walfadjri la togg doolee Walfadjri mooy gëmuñu benn star buy briller fële ñu dem jëlee la beneen rajo wala beneen télé indi la mais dañuy jël koo xam ne kenn xamu ko ku xamul dara ñu defar la tàggat la ba ñeneen ñu soxla la mën la jëli dem indi la léegi nag li askan wi di laaj ci bitti mooy lan moo tax Walfadjri mënul téye ay éléments am lan moo tax amul benn politique de maintien de ses employés ba départ yu bëri ak départ massif yi nga xamante ne di am loolu askan bi dañ ma koy laaj saa su ne léegi nag comme que yow yaa ndaw mbir gi nag ma laaj la question boobu.
problème bi benn rek la entreprise amul ñaar amul bu presse amul beneen recette ak dépense rek a koy amee ñoom ñëpp ñu ngi ubbi télé bi di ko xool buñ ci gisee ay publicité nañu wax ne moyen am na ba pare te joxewoo wala defoo loo xam ne ànd naag moyen yooyu nga yen muy benn kon nag la tax recette amul moo tax war a maintenir ki dem ba siiw ki dem ba mu nangam moo tax mu jafe duwul ne dañuy yedd ñi dem de man yedduma kenn kuy dem puisque itam comme ni ma waxee ki ngay téye dafa am loo koy téye waaye nag gannaaw loolu amul man li ma mun mooy continuer rek ab combat bokk ko ñi fi nekk combat boobu nag bu ñëwee luñ mën a vérifier la man dama leen koy wax toujours suñu réunion yi dama leen ne ki amee comptabilité bi kenn la ci yéen ku ñëw rek xoos lu si la ñi amee commercial bi ñenn la ci yéen bu fekkee ne daraa ngi dugg wala gis ngeen ak ñoom bu fekkee ne ñoom gis nañ ne dépense yi ñu fiy def recettes yi ëpp na ko ñu wax bu fekkee matee nañ ko wax kon problème bi yëpp problème mu ne injustice boobu ma doon wax li tax ma yëg ko ba mun koo taxaw di ko jàmbat c'est parce que man tam maa ngi koy dund ci sama chair li tax ma mun a défendre Khalifa Sall puisque la muy dund ci injustice maa ngi koy dund la tax may wax Imam Ndao puisque la muy dund maa ngi koy dund li tax ku ci nekk ci ñoom su ma taxawee di wax ci sa cas c'est parce que la ngay koy dund maa ngi yenn loo xam ne attanuma ko waaye terewul jom ak yàgg ceeg yaakaar ak gëm ab xeex ak yu bëree bëri boo xam ne dana mus a aboutir yi quelque part mi ngi tax ba nga xam ne arrêté wu ma gis itam ñu ngi ko jaral ay ndaw yoo xam ne ñoom malgré li nga wax ci ay moyens seeni morom yi dem feneen ak yooyu yëpp malgré tout ñu ngi toog di xeex di def loo xam ne soo ko defee da ngay laaj naka lañ ko moyen pourquoi lii lu leen ko jaral donc am na ñum jaral loolu mooy problème bi donc suñ ko gàttalee daal mooy loolu dool ne moyen daf fee am defuñ ci li keneen di def lu nit di defal sa njaboot rek yéene nañ suñ njaboot lu ko ëpp lu nit di defal keneen rek yéene nañ suñu njaboot di fi nekk amee jom boobu lu ko ëpp waaye nag ku nekk ci ñun yaa ngi amee émission ne émission bi amee naa ko fi lan la génne essayé nañ ñu nekk nag ne xëy na bàyyi ma su ma essayé ci justice bu boobaa avec seeni problème de tous les jours xanaa publicité dana ñëw nga amee daaw ba ren daaw jéeg ba ren. loolu liggéey commercial waaw dama lay wax rek ne la c'est le travail du service commercial. dama la bëgg a wax ne commercial baa ngi def liggéey ni nga koy defee yow waaye nag ni nga koy def ni nga koy defee waaye bu ko gisul du ko indi ba def na ko yónnee na ko waaye gisul kenn ku ñëw dama la bëgg a wax nag ne loolu soo ko xoolee ne yow gisoo ko ci sa bos keneen xool ne gisu ko ci bosam te ku nekk jël nga ren ba déwén jël nga ñaari at jël nga ñetti at def nga émission boo xam ne lépp lu war a mun a tax mu attractif wala mu war a mun a jur benn affaire def nga ko te jurul. C'est quoi le problème alors? Problème bi mooy li ñu wax léegi injustice. Est-ce que c'est pas vos prises de position moom moo tax tey jii warta am li premier ministre mooy ne lim gëm mooy ne moom mooy porter préjudice Walfadjri premier ministre li mu waxoon dem mooy ne moom gëmul loolu waaye nag duñ demee ba ci patron war na ko ne moom gëm na ko xam nga li ma wax xam nga kon moom duñ demee ba bugg a jàllale loo xam ne day jàll ci patron war na ne gëm na ko waaye nag prise de position boobu warta am man dama lay wax warta xañ sa kii ndax ku nekk ci ñun am nga loo gëm di ko xeexal prise de position mooy lan mooy liñ def léegi am waxtaan rek la de di jóg ëllëg ne dana toj wala dana xeex wala dana def benn affaire au contraire dafay ubbi sax couvercle marmite bi ba tax yu bëri yu waroon a yàqu du yàqu donc luy defar la waaye du lu yàq waaye nag ñi nga xam ne ay dictateur lañ ñoom dañuy jàpp ne non avec moi ou contre moi muut ba mot wala yeneen ak yeneen mais li am solo daal mooy li ma mën a tontool li Pape wax mooy ne li fi am ñu ngi koy dugal bay jëlaat lu fi amul di ko uti toujours pour mun cee maintenir lii en attendant
ëllëg di ñëw gëm nañu ëllëg moo tax ñu ngi continuer di investir ça c'est loolu laa ci mën a wax recette amu fi boo xam ne recette boobu mën nañoo wax ne nañ ko séddoo loolu nag soo ko xoolee fu nekk ñu ngi ñu fi poñe di kii barki démb gis nañu ak Sonatel ak suñu problème ak ñoom ci loo xam ne lan la ñuy jural lañ lay fayee nu mu tëoti ay station yoo xam ne yaa ngi ko def pour ñeneen ñi mun a jot rajo bi lan la lay jural dara. mais léegi concrètement malgré les difficultés ñu wax yëpp concrètement qu'est-ce qui va changer ci Walf TV Walf FM Walf Quotidien Walf Net en 2018 enfin ñu ngi ci 2018 déjà. am nañ yaakaar concernant également le personnel. le personnel yaakaar nañu espoir bi ñu amoon tey la gën a mag. réew mi ñoo ko bokk li fi nekk te jubul danañ ko jubbanti ci biir gëm-gëm boobu tax na ba ñu yaakaar ne 2018 avec le nouveau programme bi nga xam ne mettre nañ ko nga xam ne 6-8 am na information 2 heures de temps yoo xam ne en dehors des éditions comme avant nga ñëw ci 8 ba 10 muy petit débat bi nga xam ne moom la yenu nga ñëw ci foofu ba yegg 12 heures ak animation bi nga xam ne la mu àndal lu instructif nga ñëw ci l'édition bu mi-journée ba ngay demee ci njoganal ba ngay yeggee ci deuxième bloc d'information 19 21 nga jëlee fa débat ya loolu yëpp nga xam ne teg nañ ko nga xam ne toll 24/24 de 0 heure à 6 heures du matin ni ñu koy renforcer nga xam ne à chaque heure bi yoon wax naa la ko la dernière fois war na am information war na am itam kuy tenir donc bu amee noonu doole gis nañu ay moyens yoo xam ne ñu ngi wone ne li ñuy seetaan bëri na dégg nga gis nañ ko yoo xam ne mën nañ koo tegoon naa ko seen kanam xam nga ci dara loolu itam def nañ ko ci rajo bi ba nga xam ne moom itam depuis heure matinale ba ngay yeggee ci ba muy delsee ak yeñ fa war a renforcer yooyu yëpp yaakaar nañ ni ñu ngi pare pour jaay ko ñu ngi pare pour dem ci vers les annonceurs renforcer waat mais ñu ngi pare aussi pour ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci presse bi pour combattre ñu jàpp ne loolu yëpp la ca war a juddoo ci résultat bu boobaa dana jur encore plus de moyens ci biir investissement yi pare nañu investir davantage plateau bi ñu melaat defoon nañ ko fii yaa quelques années ñu investir ci plateau bi dañ ci investiraat pour mu nekk tout écran dañ investiraat aussi ci région yi de ut ay station nga xam ne station relais rek moo fa nekk fu mel ni Ziguinchor fu mel ni Tamba fu mel ni Matam mais bëgg nañ fa def ay station ba ci Diourbel yoo xam ne dafay dolleeku ci yeneen ñeenti station yi nekk ci biti donc am nañu tout un projet ambitieux yaakaar nañ ne c'est vendable et par conséquence yaakaar nañ ne pour répondre li nga wax pour le personnel que loolu yëpp li ciy jógee bu ñëwee dana mun a defar personnel bi dana mun a defar liggéey bi gëm nañ ko puisque itam comme ni ma ko waxee rek combat bi 35 ans la 34 ans depuis 83 la lañ ñëwoon pour monter si Walfadjri taxawuñu benn place boobu ba léegi jógee nañ ci bimensuel pour yegg ci 3 quotidiens presse écrite pour yegg ci rajo jógee nañ ci rajo pour yegg ci télévision donc bu ci nekk rek taxawuñu benn place ñu ngi màgg c'est vrai l'environnement bi ñu ñëw nekkul la mu nekkoon bu njëkk environnement la boo xam ne bu ñaari télévision ñett juróom amoon fi mu ne ni ñaar fukki télévision am na rajo bu fekkoon quelques dizaines centaines ñoo amoon léegi ay milliers de rajo ñoo am un peu partout donc il y a un environnement aussi boo xam ne am na nu mu bindee mais ci biir environnement bi ñun imposé wu nañ ba nga xam ne mosuñoo génn podium bi looloo nag war nañoo may plus que li ñuy am
war nañoo dellu si. dañu gis président que am na yenn patron de presse yoo xamante ne en étant patron de presse en même temps ils sont des commerciaux dañuy dem di démarcher li nga xamante ne moom moo di des sponsors des publicités ndax peut-être seen dayo ak seen gëdd dina leen may buntu bu ñu fëgg ñu ibbil leen ko. oui danañ koy def dem naa premier ministre dem naa toog ak président wax leen langage commercial bu clair. Pourquoi ak yooyu ñu wax leen marché yi nga xam ne d'abord état bi am na ko de publicité et tout ça ñu laaj ñu bindal leen ma mettre leen en rapport avec le service commercial ñu bindanteeg ñoom yi nga xam ne yëpp am nañ ko war cee communiquer bind naa leen donc jël naa sama tànk dox ànd naa ak service commercial plus d'une fois ci ay nit yaakaar nañ leen su ma demee poser problème bi. donc tooguma pour ne rek bon na commercial bi def liggéeyam man maa ngi ci direction bi toog leen xaar donc danaay investir muy benn danaay dox ak sama tànk muy ñaar danaay gérer gestion boo xam ne moo ñu tax a ñëw ba fii nga xam ne léeg-léeg heure bi daaw difficulté yi gënoon na rëy ren mën nañu wax ne il y a un léger mieux waxuñ ne fii difficulté yaa ngi fi mais y a un léger mieux loolu gestion moo ko indi kon am na gestion boobu nag li nga wax ci la bokk ci li nga wax ci la bokk maa ngi koy dox waaye nag itam diggante la ngay doxi ak jot ci mais ci léger mieux boobu ndax mën nañoo xaar ñu gis cité Walfadjri comme suñu yeneen naataango yi nekk ci ëttu tas xibaar yi ni ñu amee seen ay cité c'est-à-dire des coopératives d'habitat pour le personnel également. tout est possible Walfadjri nee naa lépp lu mu am la ak personnel am li ñu wax ni teg ko waxtu wu xamee ni aw na yoon rek diggante cité ak yeneen i avantage yu ku mun na nekk am rek. jàppal ne war nañoo mën a am lu ko te yaakaar ok d'accord aw balaay sa temps di jeex ma dugal deuxième question bi waaw deuxième question bi mooy gis nañ ne en 2012 am na cession de titre pour Walf Grand Place ak Walf Sport ñu libéré personnel bi en 2016 ñu ñëw plus de 40 employés licenciés nañ leen mu mel ni kon loolu dafa indi benn psychose ci ñiy liggéey rek kenn ku ci nekk rek bu décembre ñëwee moom xel kenn du dal parce que saa su nekk yaa ngi xalaat ni à tout moment mën nga cee bokk loolu buñ ko boolee tamit li nga xam ne anam yi nga xam ni moom la ñuy liggéey fii ci parce que les conditions de travail sont très dures difficiles à Walfadjri lan ngay dalalee Sidi Lamine xelu ñi nga xam ne ñoom ñoo fiy liggéeyee pour que ñu amaat confiance am yaakaar xam ni kat li nga xamante ne moom la ñuy séntu man comme wàññi chaque année ñu wàññi ay agent Walfadjri ci tëj la jëm lan ngay dalalee seen xelu ñu fi waaw bi bu njëkk bi nga njëkk a wax lu tax ñaari titres yële arrêté da ngay wax la ca toppaat ñaari titres yi dañoo jël titres ya ak matériel ba ak départ négocié fay ak yëpp ne ñi fi nekkoon jël leen ñun bëgguñ titres yi arrêté ñoom itam biñ génnee demoon nañu ak bëgg koo continuer waaye continuer wul àndoon nañ ci sax ak boromi alal affairiste mu taxaw ci weti benn muy génn waaye mujj na arrêté te kooku moom am na les moyens fu mun a publicité am na lu mun a publicité bu sport bi aussi gis nañ ne ña ko amee woon loolu waxuma sax jéem cee am waaye dañ ko bugg ci seen deret la bokk nga xam ne suñ koy def pour ñoom sacerdoce la waaye mujj na arrêté kon ñun ñi dem ba arrêté ko su fekkoon dafa continuer di fleurir ailleurs ñu ne ñun nañ gérer baaxul waaye bañ ko joxee ñële ñoom bañ ko gérer mujj na baax est-ce que mënuñoo roy ci ñoom yi ñun tamit sauver fi li fi des kon exemple boobu exemple boo xam ne buñ mën a tontoo rek ca la ca topp la ñaara fi jóge woon jox nañ leen tous les moyens demuñu ak rek ay loxoy ne leen dem leen amee ko la dalee ca machine ya ba yegg ca oto ba yegg ci lépp ak xaalis yëpp teg nañ ko ci seen loxo waaye yooya arrêté nañ muy benn li nga waxaat ne woon il y a de cela 1 an débat boobu comme ni ma ko waxoon yéen woon nañ ko fii teg ko fi daaw duutoon loo xam ne dafay ñëw di continuer di def nangam problème mu gestion la. mais am na suite parce que am nañu ci dem justice. waaw ñu ngi leen di déglu xam nga itam justice moom kenn moomu ko
comme ni ma la ko waxee boo fay dem na nga fa demee rek loo xam ne luñ mun a défendre la waaye la ngay dem mun na tourner sax contre yow puisque ngay dem di ko sosal wala nga dëkkal nga waxal ko loo ko war a wax wala nga teg ko loo ko pour défendre li ci ëpp solo mooy li ma la mun a wax rek mooy ne la ñu fi jógee ñàkk ko àttanoon moo tax ñëpp nag dañoo foogoon ne loolu suñ fi jógee kon fii tëj mais diggante daaw ak ren programme bi dafa gën a baax wala dafa yées bu fekkoon ñoom biñ fi jógee programme bi dafa reculer dara doxatu ci ñu xam ne kon nag manquement bu mag la li mu wone mais c'était trop plein dañoo duyoon lu ëpp lu ñu war a duy moo tax bi nga ko déchargé feeñu ci bu fekkoon nag ne dangaa duyoon loo xam ne bi nga ko wàccee da nga ko yëg li ko noonu day ne émission yee doxatuñ journal ba doxatul leneen doxatul waaye lu nekk dafa gën waaye amu ci dara lu des gannaaw diggante décembre daaw ak décembre ren am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi doon foog ne lañ daan dégg ci wala lañ daan gis ci télé bi dootuñ ko gis waaye amu ci lenn bu fekkee itam ci côté qualité la qualité bi dafa gën waaye dara reculé wu ci duñ wax ne benn émission ci gannaaw gi reculé na wala mu def nangam donc point yooyu dafay wone ne problème mu gestion la moo tax waxoon naa ko fii daaw léeg-léeg da ngay dem ba mu yàgg nga gis ne y a un trop plein loolu nag danay dal entreprise yu bëri fi mu toll man dem naa finance waxtaan naa ak ñoom nee nañ ma léeg-léeg dana ñeneen yow de kii boo ko utaloon paas rek mu kii nga toog rek daal di ne waaw kon nag na ñëw ñu jox ko paas rek mu indi ay diplôme daal di ne nag man dama am ay droit damay def nangam su ko defee boîte ba mujj fees ba lam yenn woon dootu ko attan donc kooku problème mu yenu lu ëpp li nga war a yenu ba tax na loolu dootoo mun a dem ak moom kooku problème de gestion la waaye nag gannaaw yëf yi ñun dañ ko teg ci famille mooy duñ dugg ci détail yooyu dañuy dugg ci rek ne assumé nañ liñ def buñ demee résultat moo ñi mun a àtte ndax liñ def ñu àtte waruñ ko woon a def wala war nañ koo def su fekkoon biñ ko defee amuñu résultat li ko doon ñu ne li ngeen def de nangam waaye nag liñ def résultat baa ngi nii mooy am nañ toujours personnel de qualité am nañ toujours un programme boo xam ne macha allah boo xam ne baax na kon problème bi duul problème loolu problème bi daal li mu nekk au fond tey la dans ce pays problème bi du problème mu entreprise benn kese Walfadjri wala keneen problème bi problème mu recette la ak dépense problème mu publicité la ak ku ko war a jël ak ku ko warta jël problème boobu li ko war a régler mooy ab système moo ko mën a régler système boobu nag ça se fait en France ça se fait ailleurs mooy ñooñu ñooy def seeni sondage yoo xam ne yu wóor lañ ne kii mérité na 10 kii mérité na 2 kii mérité na nangam ñun nag sur les 20 télévisions mosuñoo wàcc le podium comme ni ma ko waxee fu ñu nekkul P nekk nañ 2 fu ñu nekkul 2 nekk nañ 3 mais mosuñoo génn ci 3 yooyu loolu nag muy ci rajo muy ci journal muy ci télévision mosuñoo génn loolu est-ce que nag place boobu nga xam ne amee nañ ko garder nañ ko est-ce que am nañu notre part du marché c'est ça la grande question la question boo xam ne il gère mal ñu mën a wax ne il gère mal le problème c'est lui problème bi c'est un problème de marché donc foofu rek lañ ko mën a yéegalee. ok d'accord awa man moom benn question rek laa dese ah. benn question kese moo ci des. waaw Pape waxtu bi xoj nañu. il est 2 heures waaw. toute dernière question rek. ñu bëri si dañuy interroger wu sa diggante ak Macky Sall. ndaxte li tax ñu ciy interroger mooy dañu gis ne législative yi passé Walf dafa am lu bees lu mu indi woon maanaam yenn émissions yi nga xamante ne dañ koy jaay boo ci bëggee participer da ngay fay li mosoon nekk credo Walf. waaw mais bu ñu defee lii def ko ci prix yoo xamante ne ñi am moyen rek les privilégiés muy côté pouvoir bi également mën a moo tax ñu aussi ëpp APR PDS rek nga fi gis ñu bëri di interroger wu sa diggante ak Macky ndax yaa ngi woon fa nga nekkoon ba léegi wala bokk am na leneen loo xamante ni bees na ci diggante bi waaw bàyyi naa nit ñi ñu àtte ko c'est-à-dire man du ma nekk à la défensive li am solo rek mooy loolu ñun ñëpp koo waxandooroon dañu ne sur le plan publicité et ba léegi dañ koy wax nous sommes commercial
ku fi indi lépp loo xam ne lu ñuy jaay lépp dañ xam ne lii luñ jënd la moo xam dafa dugg ci propagande moo xam propagande moom duñ koy jël waaye bu fekkee c'est une information mais une information boo xam ne ñi koy jox rek communication la quoi dañu séparer entre information ak communication ñu nangul ko ñëpp boo waxee ne ñi am rek ñoo ko doon def déedéet opposition bi daf caa jëndoon yem ci ak ñoom moo tax waxtu wuñ génnewaan bii dañ génne ci seen wet opposition boo xam ne moom itam ñëwoon na jënd Moustapha moo doon gérer émission yi ci campagne bi waaye gis na ne duul benn bis boo xam ne da ngay wax ne dañoo génne kii sans ñu génne l'autre côté donc foofu moom waaye nag ku fay rek la nag utu ñoon équilibrisme duul toon équilibrisme dañ ku fay rek la waaye ñële itam am nañ luñ fayee kon puisque ñoom ñëpp ay def politique ñoom ñëpp am lu ñuy investir te la ñuy investir di ko yóbbu ca sabarga di organisation ba war nañ ko mën a def ci communication bi puisque benn la ci dépense yi nga xam ne war na génn ci ñoom kon bu ku nekk ci ñoom gëmee loolu def ko boo ñëwee dañuy jot léegi nag bu fekkee ànd ak nit mooy dem jàppale ko pour mu yéeg wala nga tagg ko wala nga kii ko bàyyi naa nit ñi seet ndax loolu am na bu fekkee nag ab sénégalais boo xam ne naw naa ko comme ni ma nawee sénégalais yu nekk kooku musuma ko tiire ci kenn du ci Abdou Diouf du ci Ablaye du ci Macky Sall bu fekkee nag position wu contre pouvoir kooku c'est une position boo xam ne man naka jekk moom laa choisir qui n'est pas contre le pouvoir pour le dire encore une fois de plus c'est une position de contre pouvoir ndax dama gis ne dëkk bi nit ñi taggaate ak rafetal loo xam ne la muy jur ci safaan dafa bëri man ma bugg a bokk ci ñi nga xam ne dañuy alerter lu muy nekk jëye ëllëg jotewu ma dara ak Macky Sall lu may lu baax au contraire ci ñu ko yàgg taxawu yàgg nekk ci wetam mu nekk sama xarit et je l'ai toujours dit waaye nag xaritoowuma position bi nga xam ne moom laa amee wala rôle bi nga xam ne moom laa war a jouer ci biir société moo tax dama xamul lan nga tuddee changer ci lii ak changer ci lële mais li am solo daal mooy comme ni ma ko waxee bu fekkee groupe bu commercial la képp koo xam lépp loo xam ne lu ñuy fay la ku ko fay dañ la ko jàllale ça c'est un bu fekkee personnel bi mënta nekk juge et partie nit ñi koy suivre rek ñoom ñoo mën a wax ndax mel na nii wala melul na le bu boobaa ñoom nuñ la melloo nga bàyyi leen ko. ñu lay jaajëfal bu baax président directeur général bu groupe Walfadjri j'espère qu'on a passé en revue l'essentiel des questions yu tourné woon autour de l'année 2017 également les perspectives pour 2018 bi nga am yëpp jëm ci année électorale bi nga xam te ne si la ñu dëgmal ak année sociale beeg yi ni mel yooyu yëpp yaakaar naa ne dinañ gën a amaat temps yoo xamante ne incha allah dinañ ci toog waxtaanaat ci point yooyu yëpp on s'achemine vers li nga xamante ne moo di procès Khalifa Sall le 3 juin dinañ xool fu wànnante di mujjee 3 janvier dinañ xool fu wànnante di mujjee ki gëtam ak li nga xamante ne yëpp war na ko mën a jur li may wax rek c'est les voix avisées yoo xamante ne fu ñu waxee war nañ leen mën a déglu ndax yàgg nañu li nga xam taarixu réew mi ak politique gu li nga xamante ne moo di réew mi en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2018. maa ngi leen koy souhaiter soxna si di ko souhaiter Moustapha ak Pape mais di ko souhaiter itam personnel bi yëpp ñi ci quotidien bi ñi ci rajo bi ñi ci net bi ak ñi nga xam ne ñu ngi ci télévision bi technicien comme rédaction et